salaamaaleykum mbokki auditeurs Sud FM yi ñuy jégalu si ay simili yi nga xam ne rëcc nañu ndax waa moom ay simili du rëcc rek kooku moom beneen bi la waaye nag du suñu càgginu bopp si circulation bi la ñu see jégalu bu baax a baax di leen gërëm si seen teewaay yéen yi ngeen xam ni yéen ay auditeurs Sud FM rawatina auditeur Waarwi yi di leen fàttali tey jii nag am nañu benn waxtaan boo xam ne waxtaan bu am solo la ndax mi ngi jublu si li nga xam ni mooy xayma li nga xam ni moo fi moom na nekk sax ba tey jii muy mbirum njaayam gerte gi nga xam ni pratiquement mi ngay jeex ba pare itam daal di dugg si li nga xam ni mooy li nga xam ni fas yéeneen ko teg si taabal yi ngir loolu nu doxale ko li nga xam ni mooy beneen campagne bi ñu jublu muy campagne agricole waaye itam daanu xool li nga xam ni moom tey jii mooy actualité bi maanaam muy mbirum ndox mi bay bi tam ak ndox mi kooku naka la war tëddee ak tam gerte gi nga xam ni lu am solo la Sénégal te ñu gis léegi ak changement climatique yi taw yi ñoo ngi wàññeeku bu baax a baax yan incidence la war am si wàllu mbayam gerte ndax tam dañu war topp rek di nekk asamaan si wàllu irrigation kooku tam lan na si war def yooyu sax nekk ay pàcc yoo xam ni waxtaan yi nga xam ne mi ngi am Sénégal si conseil mondial de l'eau ñoo ngi ko see waxtaan pour génne si ay pexe ngir seet ëllëg naka la ñuy def ba ndox mi mën di teew saa yu ñu ko soxlaa ak ku ko bëgg rek mën ko jëfandikoo muy ñi nga xam ni dañ koy naan muy ñi nga xam ne dañ koy fóote muy ñi nga xam ne tam dañ koy baye wala ñi nga xam ne tam dañ koy defee leneen ndax ndox moom li ñu si mën def dafa nekk loo xam ne lu yaatu la loolu moo tax nuy xayma fan la toll ak naka nañu war def ngir di ko bañ di yàq li nga xam ni itam dafa nekk ndox moo xam ni comme dafa seetlu naka nañu war def ba rafetal ko ba nga xam ne nit ñi daan ko mën di jëfandikoo muy si mbay mi ak tam di ko def consommation maanaam di ko naan du leen weesoo ma leen di fàttali tey jii suñu invité mi ngi tudd Alpha Diallo moom nag consultant la si agro industrie beneen invité bi kooku ministère la waroon jógee waaye kooku moom ba tey dégguñ ko yaakaar na ni xëy na dina mën dugg si émission bi du fekkee ni tardewul di leen dolliwaat jërëjëf si seen teewaay ñu fas yéene commencé émission bi Alpha Diallo yaa ngi teew bara nu bàyyi la nga nuyoon te Sud FM ak tam su ñi nga xam ne ñoo déglu kër yi. Baye Matar maa ngi lay nuyu di la gërëm di la sant ci invitation bi di nuyu seen auditeurs yi fu ñu mën a nekk ci àdduna bi di ñu seet di ñu déglu et aussi di la jaajëfal bu baax ci émission bu am solo bi nga xam ne da nga koy def mercredi bu jot mu jëm ci li ñuy wax ci tubaab agro-sylvo-pastoral mooy maanaam bay élevage ak consort di ñaan lépp lu ñu fi wax mu doon njëriñ pour Sénégal defar rek tax ñu jóg ku ne gis ci njëriñ. voilà jërëjëf may fàttali mbokki auditeurs yi fekkee ni itam bu ngeen dugg ci émission bi am lu ngeen di laajte wala ay contribution ba tey mën ngeen woote ci 88 628 98 98 88 628 98 98 du fekkee ne gaaw bitim réew la mën naan woote ci 33 841 33 22 voilà donc nu tàmbali ma lay laaj Alpha Diallo gis nga tey jii ñoo ngi nekk ci jeextalu li nga xam ni mooy njaayum gerte gi. ak sax ay yeneen produits yoo xam ne tam ci wàllu maraîchage la. waaye tey jii li nga xam ne moom laa la bëgg laaj rek jamono ji nekk rek dafa mel ne moom mbirum njaayum gerte gi dafa mel ne lu xaw jeex ndax daal déggatuñ ci ay information mu mel ne xëy na baykat yi ñoom tam wala ñi nga xam ne ñoo doon exporté daal seen dañu am kontaan goo xam ne loo tax kenn déggatul kenn loo jàngate loolu ak yow ban évaluation nga ci mën def. waaw avant may ñëw ci évaluation bi damay ñëw ci exportation bi parce que gis nañ bi at bi di door ñu door a teggi li ñuy wax taxe sur l'exportation gis nañ kuréel bu mag boobu tudd COPEGA jéemoon ci def ay ni ko tubaab di wax lobbying ba jéem a fexe ñu teggi loolu ñuy wax taxe à l'exportation ndaxte gerte gu doon génn Sénégal kilo bu nekk dañuy jël 30 francs teg ko ci ñoom nag fexe nañ ba ñu teggi loolu waaye li tax loolu teggi bi gënoon ma yéem mooy 31 décembre dama seetaan télé boobu conseil des ministres bi teggi loolu amagul ma dégg ministre boobu nga xam ne moo sant Sow dëkk Kaolack ne teggi nañ ko ma ne ko kii daa juum. ministre bu sant Sow nga wax. waaw bu sant Sow te dëkk Kaolack. ni teggi nañ ko. waaw ne teggi nañ ko su ma juumul mooy ministre de l'urbanisme su ma juumul. waaw. mu ne teggi nañ ko ma ne comment se fait-il teggiwuñu ko parce que amul woon dara lu firndeel ci këyit ne teggi woon nañ ko. une semaine après rek ñu teggi ko. ci laay lijjanti ba xam ne kooku ak waa COPEGA ay xarit la ñu woon peut-être information bi foofu la jógee moo tax mu am ko. mooy kiy jëkk sant Sow te jëkk wax tegg nañ ko. waaw njëkk tam te au niveau ministériel kenn waxagul tegg nañ ko. waaw mais une semaine après ci conseil des ministres ba ca topp ca mercredi boobu nga gis ne président de la république di annoncé ne ak conjoncture internationale bi am ak inflation bi nga xam ne am na ci conteneurs yi
il était plus judicieux mu teggi taxe boobu pour permettre ñi nga xam ne ñoom ñooy def exportation ñu mënoon participer ci li ñuy wax campagne bi. léegi nag campagne bi de manière générale boo ko xoolee comme nag ministre bi ñun dafa amoon habitude du ñu tàmmal ne bu taw bi baaxee rek. waaw mais ba ñuy dugg si loolu sànq yaa ngi doon wax tegg bi nga xam ne yaa ngi fii nii waa tegg boobu yow noonu koy gisee da nga d'accord ak tegg bi wala la. non mënuma d'accord ak tegg bi parce que. gëw ma ne ab 30 francs. bul fàtte ni fret bi tam dafa yéegaat bu baax a baax triplé. fret bi jamono bi ñu koy wax noonu. fret bi triplé wuloon parce que guerre bi moo tax fret bi triplé instant boobu fret bi dafa doublé wul c'est-à-dire que 30 francs yooyu ñu teggi amul woon benn incidence ci même bu fekkee ne fret bi dañ ko doublé mais bu fekkee nag fret bi dañ ko triplé am na incidence mais instant bi ñii di exporter ñu ngi dugg ci marché bi mais avant ñuy dugg ci marché bi dafa fekk Sonacos am na 130 000 tonnes dafa fekk ñi nga xam ne yor semence jël nañ semence bi ci dëkk bi waaye léegi nag instant bi dañuy xool man foofu laa nekk di def jàngat ñaata la exportation am jamono gi ñu toll nii léegi nag vu que daaw gis nga ministre bi doon bàkkoo ne jël na 9 milliards ci taxes yooyu dugal ko ci keesu état ren nangu na bàyyi peut-être lu toll noonu ne woon naa ko ne 9 milliards yooyu nga bàyyi amul benn impact sur économie pourquoi parce que boo xoolee gerte Sénégal ñu ngi ciy subventionné lu toll 25 milliards par an léegi imaginer nga subventionné 25 milliards par an nga récupérer 9 milliards kon da nga perte 16 milliards. ah mais subvention bi perte la pour askan bi la non. ak baykat yi pour li ma la bëgg a wax foofu. mooy par exemple gerte gi dañ ko subventionné 25 milliards pour mu baax normalement 25 milliards yooyu daa waroon génnaat léegi bu fekkee ne yow sa exportation bi permettre la nga récupérer 9 milliards kon yow sa subvention 16 milliards da nga ko perte kon lële waroo ko namoo c'est simplement benn xaalis bu matul nga récupérer xaw ma ndax comprendre nga. yow léegi li nga bëgg wax da nga bëgg wax wane daal que 9 milliards bi nga xam ne moo doon subvention te doon dem si keesu nguur. wane nga ni kooku moom nar woon lu koy def ndax loolu pertement la pour yow. pertement la parce que ñun dañu subventionné gerte gii di jëm Chine te warul woon dem Chine comme subventionné nañ ko Sénégal la waroon impacter en premier lieu. waaw mais benn problème dafa am surtout bu fekkee ne dañuy wax cas bu ren bii. waaw xam nga dégg nga nu la fret maritime bi moom. loolu fi mu nekk sax triplé na. triplé na waaw déjà kooku du nekkee loolu rek donc ñi nga xam ne dañuy exporter am nañ d'abord problème. d'accord loolu d'accord na. donc kooku rek nekk na benn prétexte boo xam ni quand même mën na leen may def loolu puisque ñoom dañuy yónnee lu mat 400 et quelques mille tonnes. ba pare loolu nga bëgg ko seet si fret ñaata lay nekk. waaw loolu dina bëri mais jamono bi ñu koy def dafa doublé woon moo tax ma ne la impact bi ñuy am te ren gerte li muy jar ren ak qualité bi mu am mu bokkul ak prix bi mu doon jar daaw cela veut dire que même bu ñu tegoon 30 francs yi. d'accord ma teggi 30 francs yëpp mais mënoon nañ def 10 francs au moins récupérer quelque chose. léegi bi nga ne léegi gerte lu muy jar ren bokkul ak li mu doon jar daaw da nga bu wax ci actuellement ñoom dañu bari gerte ba nga xam ni prix yéen daan jëndee yu yéeg yi kooku ren ji duñ ko jëndee. xam nga Chine dafa am habitude di def stock alimentaire parce que comme ñoom dañoo bëri dañu jël risque ne di jëndi rek di teg nit ñi di lekk dañuy am stock plus d'1 an autosuffisance alimentaire dañ koy assurer 1 an fi mu nekk stock yu ñu jëndoon daaw mu ngi ci ñoom ba léegi. moo tax ren gisoo ne defuñu commande li ñu koy waxee OPA defuñu ñëwuñu sërëxloo ci jënd bi bien que qualité gerte gi baaxul ren maa ngi di gis naa ay chinois yoo xamante ne ñu ngi jënd ay gerte Sonacos su daaw pour te dire pour wan loolu li mu lay firndeel rek mooy ñoom seen jënd defuñu ci précipitation que mu nekk ren wala que mu nekk daaw li ñu bëgg rek mooy seen réserve yii di dem ñu am lu ko feccali. mais am na at yoo xam ne ñoom dañu daal ñëw di jëkkante gaañ yi fii dem ba sa tool yi sax ñoo ko fi jëkk def. waaw mais loolu c'était interdit par arrêté ministériel. waaw mais ñoom dañ ko doon furude dañ ko daan def mais bu fekkee ministre bi moo leen invité Sénégal. non dama la bëggoon foofu rek que li nga wax léegi que ñoom yàkkamti wuñ di jënd kooku ça dépend ci contexte yi rek ah. mais bu fekkee contexte bi dafa défavorable. xam nga chinois yi ñoom sa tool ba sax na lay dem léegi nag comme année bi demuñu sa tool ba mooy wane ne amuñu benn yàkkamti mais bu ñu amoon yàkkamti dëgg dañuy dem sa tool ba jamono bi gerte gi baax daaw dañu dem ba ca tool ba boor champ lañ doon jëndee mais ren gisoo leen ci activité yooyu sax. non ren gaa moom wax nañu que Chine am nañu sax benn maanaam ñàkkuñu gerte trop. ba nga xam ni loolu tax yi gaawantuñu tam trop. déedéet bon dolli si tam beneen affaire. xam nga ren jii dañu may exportateurs yi kenn may leen woon rek comme nañ daan def bu njëkk ba daal di avant dara commencé sax ñu dem jël seen gerte commencé du yónnee. bi leen di jox autorisation kooku si mois de kii la mois de janvier. mois de janvier. nan leen ko jox. janvier sax nanu dogoy commencé. di def exportation yi. tout à fait. kooku ban jàngat nga si am loolu. waaw man damay wax rek dañoo am ñoom ñii di exporter dañu am lobbying bu fort kenn rek ngay faral di gis ci télé yi mu leen di défendre doo gis mukk organisation bi ci ginnaaw et pourtant. chaîne de valeur kenn kooku mooy njiit mi.
waaw mais léegi xoolal par exemple ñun ñi nekk ci transformation ñun ñëpp dañuy génnandoo waaye kenn du saafara suñu problème xam nga fële kenn rek ay génn mais ñun suñu masse bi yëpp day génnandoo waxandoo suñu problème te kenn du ko saafara parce que simplement li tubaab di wax c'est pas important ce que tu connais mais qui tu connais li nga xam amul njëriñ waaye ki nga xam moo ëpp njëriñ léegi nag man pour man link yooyu la waaye gaa yooyu nekk ci structure boobu di actionner xoolal par exemple en 2017 bi ñuy def taxe à l'exportation 40 francs année bi ci topp waa COPEGA dindi loo nañ ko parce que xamoon nañ ne lii dafa nekk di yàqal seeni clients c'est-à-dire que ñoom à chaque fois am nañ possibilité pour ñu dindi ko wala ñu bañ ko dindi loolu il faut avoir quand même ay nit yoo xamante ne mën nañ la jàppale ci loolu. waaw mais du fekkee itam da ngay gis ñoom dañ koy dindi à chaque fois itam dañuy avancer benn prétexte boo xam ni dafay nekk gàllankoor si ñoom yow prétexte yooyu ñuy avancer da nga d'accordul ak loolu. c'est-à-dire que xam nga bàyyi ma daal. à part bi ñu waxoon léegi. yeneen prétexte yeneen comme yaa ngi doon wax. bee passé amuñu woon prétexte. ah bon bee passé amul woon benn prétexte waa ji daf ne 40 francs yi dafa cher nañ ko dindi parce que ñoom ñoo fi nekk mën a jënd ci baykat yi gis nga man musuma wax ne bu baykat yi bu chinois yi ñëw man je suis d'accord avec le protocole chinois pour ñu jënd gerte non moom ko di ñëwoon musiba ñëw. musiba am ndax mën nu bay gerte gu bare ba pare bon bien que du Chine rek mooy jënd gerte. Sénégal ah même pays européen defe naa am na lu tolloog 5 xaw ma 4 ba côté gannaaw Hollande yu demee noonu xaw ma Norvège am na 5 lu tolloog daal 5. te Afrique fii tam am na ñu fay jaay. defe naa doo xoolee ñi ñuy jaay ñëpp war na nekk aux environs de 8-9. d'accord mais c'est-à-dire que li ma la bëgg a wax foofu mooy par exemple. même bu fekkee ne ñoom am nañ pouvoir def loolu tey jii gerteeg Sénégal chaîne de valeur la yow da ngay jël ma jël kii jël xoola par exemple daaw ñun ni ñu fi nekk woon di yuuxu pour la transformation kenn wuyuwuñu moom maanaam ñi di def exportation. yéen ma defen transformation waxtaan nag yéen ba gaañu daal di dal. non li ñu waxtaan. bon continuer si daal si ñëw après. maanaam tey jii ñoom. nga ne daaw ñoo ngi doon wax transformation kenn wuyu leen. kenn wuyuwuñu. léegi par exemple tey jii ñi nga xam ne xoolal. ñun jamono bi ñuy kaas ñoom ñu ngi doxle ren affaire bi tourné à suñu faveur ñuy doxle ñu ne ñoom ñun duñu doxle. affaire bi dafa tourné en seen faveur naka la demee noonu. tourné seen faveur mooy lan parce que chinois yi ñëwuñu. prix bi waaw di chinois yi ñëwul. prix bi est compétitif mënoon nañ jënd. waaw di chinois yi ñëwul ma ni yéen transformateur naka la affaire bi di tourné si seen. suñu faveur bu fi chinois yi nekkul cela veut dire que tey jii le marché est abordable tey jii mën par exemple. bu yéen ñii di transformé daa nga mën génn jënd gerte si njëg bu baax. voilà si njëg bu baax. est-ce que Sonacos loolu la def. non Sonacos moom bon d'après li may dégg ci information waaw agaleel affaire bi tourné en votre faveur. léegi affaire bi tourné en notre faveur ñuy jënd ba xam ne ñoom instant bi seen client chinois yee ngi commencé ñëw mënatuñu jënd ñu ne non léegi nañu dindi taxe sur l'exportation mais gëmal yàlla daaw ñu ngi lay seetaan yow rek ngay liggéey ren ñuy liggéey nga ne ñun duñu liggéey ah mais attends man je suis pas pour que ren ma liggéey suba doo liggéey yow man li ma d'accord mooy ñu trouver benn yoon boo xamante ne yow. chaque année da ngay liggéey ma liggéey keneen ki liggéey. ku nekk gis ci boppam daal ku nekk gis ci boppam. mais à chaque fois que bu fekkee ne da ngay faire actionner di manœuvrer say lobby yi pour que yow rek nga ciy génn wala bu fekkee ne yow yaa ciy génn keneen di gaañu yow sa yoon nekku ci et pourtant COPEGA moom defoon na benn mémorandum dig le président de la République en 2015 ne ko d'ici 2021 dinañ investir dans la transformation. à savoir la trituration. ñoom nga toujours dañu wax ni sax ñoom li leen gënal sax mooy ñuy transformer fii. au lieu que lu leen gënal la moo tax 6 ans nga koy def dem affaire bi di la jox xaalis mënoo ko ci def. jamono ñii bi ñu ma déggee may wax léegi laa gis ne léegi tuddatuñu COPEGA tee lañ siy def. COPEGA tee mooy lan transformation léegi temps yi yàggul dara warul ma 3 mois léegi seen COPEGA bi dolli nañ si tee. pour wan ne ñu ngi dem vers la transformation. c'est-à-dire que affaire de tricherie yooyu la ñu war a bàyyi gis nga tubaab def ne la meilleure façon de régler un problème c'est d'accepter qu'il y a un problème dañ toog ñu teg le processus des problèmes ñu régler ko étape par étape. est-ce que yéen def ngeen proposition yooyu pour nous régler problème yooyu. waaw ministre bi mu ak fa ngeen ko war defee au niveau ministériel au moins. ministre bi mu jaaxlee année bii passée. octobre waaw bi mu jaaxlee parce que ñii dañuy yuuxu ñii di yuuxu du xamati fu muy taxaw. ah mais ministère la moom dara waru ko rek ci affaire yi war na xam ku nekk li la yuuxu loolu lu mu war doon. xam nga début bi muy ñëw xamul woon ñu ne ko gerte gi Sénégal fa mu génn après il a compris que c'était un problème daaw au mois d'octobre nee na mu invité. ñi nga xam ne yaakaar nañ ne mën nañ soppi gerte mais gis nga bi ma gisee dossier boobu rapport d'activité boobu laa gis ne déjà waa COPEGA ñoom dañu si kayit bi kayitu rapport bi du samay wax ñoom dañ ne gerte guy génn Sénégal dafa war a jaar seen loxo. dafa war jaar seen loxo mooy lan. maanaam exclusivement maanaam. c'est-à-dire ñoom nga war jaay ñoom ba pare ñoom ñu jël génne ñoom dañ ko ñaan wala. non mooy maanaam c'était les conditions pour que
ñu d'accord li nga xam ne ministre bi moom la parce que ñoom li ñu doon discuter foofu jam ñaajo mooy ñu faire en sorte que bu gerte génnee ñu sedd les semences après transformation ñëw après exportation ñëw léegi nag ñoom ñu ne la condition pour accepter cette condition mooy que ñoom gerte kenn kulli kuy génn gerte Sénégal si loxoom la war a jaar. lii des si gerte gi daal nan leen ko jox rek. nañ leen ko jox duñu génne semence génne kii xaw ma lan ci encore. voilà li si xam ne léegi moom moo si des. kooku moom nan leen ko jébal ñoom. huiliers yi fa nekkoon ñoom ñu xeex ñu ne na fi bouse bi des bouse mooy booy xar gerte booy xolli gerte gu xar gi mais ma ne fii ay huiliers nekkuñu fi ab huilier nan la mën a défendre lii. bu fekkee ne d'accord nga ne gerte gu ne lumu moo ëpp dëwlin nga bëgg a jël gerte gi xar gi nga xam ne amul dëwlin te gerte gi xar gi matul 30% ci gerte gi nga xam ne moom la ñuy collecté léegi te 30% yooyu mënul dundal huiliers yi nekk ci Sénégal yépp yow ngay défendre pour que le peu reste pour que yéen mënoo leen ko séddoo seen biir mais c'est paradoxal. ko kan la doon défendre loolu pour que. les huiliers yenn huiliers ñi fi nekk ñëpp bokk si Sonacos West African Oil. Copéol ak Indien bi fi nekk ak regroupement bi nekk à Touba di def trituration. mais je me dis ñii xamuñu dara ci defar dëwlin. nu ni ñoom du fekkee ni gerte gi nga xam ne dafa xar kooku na fi des. waaw maanaam gerte gu xar gi. lañ wax na fi des. ñu appelé ñu ne nan lañ koy organiser mais ma ne leen lii da ngeen ko jaratul ngeen koy wax parce que y a déjà un décret de loi qui organise. la commercialisation ak ban gerte lañ war a exporter fii j'ai le protocole qui lie la Chine avec l'état du Sénégal. ban gerte nañ war a exporter. daf ne décret bi daf ne booy exporter gerte daa am façon ak nu mu war a demee ci décret bi mu koy simplifier mu ne gerte bi dafa war a nangu calibre bi dafa war a mel nii dafa war a mel nii wala warul mel nii ci décret boobu waxul sax dañu war a exporter bouse léegi yow la moo tax benn décret de loi bu fi am depuis 1979 xaw ma 75. yow nga bëgg ko ñëw fàtte nga ne loi boobu amu fi nga bëgg ko ñëw organiser que neneen noo xamante ne ci ab réunion ngeen ko toog ci ab benn ministère yi. mais décret boobu nga xam dafa waxoon ni ñuy organiser exportation bi bon kooku est-ce que si densité gerte gi la. dem na ci lépp la dem Baye Matar dafa ko spécifier c'est-à-dire que je l'ai pas en tête mais décret baa ngi fi je l'ai pas en tête mais dafay spécifier ban façon gerte mooy génn. maanaam meilleur gerte la war doon wala. loolu laa bëgg xam noonu lay doon. noonu la war doon parce que doo dee exporter quand même li gën baax ngay exporter. ngay exporter mango ji sax noonu la. très bien léegi nag yow déjà degré boobu réglé na la ne yow bouse rek lañ fi war a bàyyi yow nga ñëw. maanaam bouse mooy gerte gi nga xam ne xar gi yow nga war a ñëwaat ne nag nañu continuer di bàyyi bouse bi Sénégal mais bouse amul dawlin bouse tigga dégg la mën a def bouse mënoo ci jaay gerte caaf. fii nag gaa ñuy def tigga dégg dafa bari de il paraît que sous région bi yëpp ñoo fa yóbbu tigga dégg bi. mais d'accord mais. waaw mais nañ ñëw si bouse waaw mais ñooñu waxoon loolu. te muy narkatu dëwlin yi. mais ñoom duñ ko waxee xëy na ñoom seen wàllu bopp loolu dafa yàqul seen dara dafa yàqul dara si seen dëwlin bi ñuy defar. déedéet du question de qualité dëwlin bi lay altérer. dama lay jox par exemple. 100 000 tonnes. 100 000 tonnes gerte. boo ko xoolee d'après ITA di nga am 61 000 kilos gerte bu gerte normal. boo xoolee bu baax ci 61 000 tonnes bi 20 000 tonnes rek moo ciy nekk bouse. léegi imaginez Sénégal am 700 000 tonnes. cela veut dire que da ngay am chaque 100 000 20 000 nga ciy am 20 000 fois 7 ça fait 140 000 tonnes gerte léegi imaginer Sonacos mu ngi am capacité de trituration de 360 000 tonnes xam nga kooku suffirul doyul Sonacos ndax fee 140 000 Copéol nee nañ 100 000 West African Oil xaw ma ñaata la Indien bu fi nekk xaw ma ñaata la kon cela veut dire que li ngay wax mu des ci dëkk bi mataliwu leen yéen huiliers yi fi nekk. waaw léegi nag lu tax ñoom ñuy def noonu donc alors. parce que du ñu ay huiliers. il calcule pas. ah bon te nuy liggéey si. non il calcule pas non c'est-à-dire que def huile du rek ñëw ñu jox la gerte gi nga suusal ko dugal ko ci machine de trituration. mu génn non c'est des calculs à faire gis nga loolu bu desoon bu ñu ko d'accordoon ñoom. déjà sax d'accord nañ ko maanaam loolu bu amoon ba ñu def fi gerte googu rek mu bàyyi fi. ñu jël yëpp yóbbu Chine c'est-à-dire que li fiy des après xuloo lay doon seen biir ndax mataliwu leen donc la solution c'était pas ça la solution mu ne lan baykat bi ñaata ngay jaayee mu ne man 350 laa bëgg sama gerte. nee naa la Baye Matar Sénégal ñun mën nañ huilier bu tappalewul mën na jënd gerte 350 xolli ko triturer ko jaay dëwlin bi à 1200 francs TTC te dëwlinu gerte lay jaay te ci boutique bi nga koy jëndee. ah mais yow fa nga dem sax dafa sori man gis naa koo xam ni du loo xam duñ tudd turam ndax moom nekkoon na si Sonacos dafa liggéey ay jamono te expert bu mag la ak yu demee noonu dañ koy confier sax ay liggéeyu mag si affaire arachide yooyu mais moom xamul la ne que.
par rapport ak yi nga xam ni si gerte gi moom moo see génn te kooku nu si bénéficier di si defar gerte bi tëgg wala crème dentifrice wala rakkal wala xamal leneen ak leneen nee na yooyu doo ko génnee déjà rek nee na litre bi mën nañ ko jaay à 600 francs te mu ne kooku lu leer la ndax nee na li nga xam ne mooy génn si gerte rek kooku tam li ñu see am si xaalis kenn xamul lu mu toll. foofu la calcul bi boo déggee industriel yi génn télé dañ naan 3 kilos et demi moom mooy defar 3 kilos et demi moom mooy defar litre u dawlin si télé bi de ñoom huiliers yi loolu la ñuy wax ñu ne la kilo bi ñaata lay jar nga ne leen imagine kilo bi jar 300 ñu ne déjà gerte gi rek 1050 lañ koy jëndee ñu ne gerte gi jël nañ ko 1050 triturer guñ ko faye guñu ñu ngi koy defar kon gerte googu nu muy jaree 1200 léegi nag réponse mooy sa expert boobu li mu tontu parce que après am na ay sous-produits yuy génn. sous-produits yooyu muy génn moo tax dawlin moo tax muy jar 600. même électricité même électricité. même bi ma ko calculé ak kii bi. xollit bi day defaraat électricité. gis naa sax beneen kii keneen expert si gerte ku ma ne woon benn bés te yàgg na mun ma xool mun ma gis nga gerte gi lu xonq loolu di ko muur enveloppe bi. mun ma kooku Allemagne am na ay entreprise yoo xam ne dañ koy defar chocolat mun ma même kooku dañ koy defar chocolat même. tibb bu ndaw bi si nekk xaw ma lu mu tudd. waaw bakkan bi. loolu nekk si kaw. loolu tam am na beneen njëriñ moom tam. ok tout à fait c'est-à-dire que tey jii li ma la bëgg a wax mooy waajooju la wax calcul boobu même 600 francs yi laa calculé après bi ma calculé courant bi ak lépp luy ñëw ma ne dëwlin bi borom boutique bi mën na ko jaayee 1200 francs te dañ ciy génn te pourtant tey jii boo demee ci grande surface yi. nga dem ci dëwlinu Sonacos 1850 lay jar. mooy kii bi arachide bi. arachide bi barki démb laa ko jënd parce que. dama lay ko litre. mais kooku pour yow dafa cher wala cher. daa cher. imaginez tey jii boo demee Arabie Saoudite di jënd gasoil litre gasoil 237 francs la xam nga lu tax. parce que gasoil baa ngi seen wet. waaw ñoo ko defar. waa léegi la moo tax gerte gi jóge fii ñu transformé ko fii mu tollox prix bi may jëndee France. ah France c'est le même prix que. bon sorewul 1000 francs mooy seen différence. 1000 francs France du dara par rapport ak duñ ko convertir suñu xaalis. voilà donc c'est-à-dire que y a un vrai problème les coûts d'exploitation dañ ko war a xool c'est-à-dire que tey jii moo tax bu ma gisoon naa benn vidéo du président Macky Sall mu ne diwlinu gerte bokk na ci diwlin yi gën a baax ci àdduna bi. waaye it mënul bokk ak prix bi ñu koy jëndee yeneen diw parce que gars yi léeg-léeg lañ ko gëmloo. nee naa la waaw mais diwlinu gerte tam mënul bokk ak huile de palme. waaw mënul bokkuñu qualité. waaw kañ. mais prix bi laa la wax bàyyi ma taal. waaw njëg bi laa wax mën na jar 200 francs. waaw mën na wàcc gaa moom mën na wàcc. li ma la waaye nag. ay calcul économique laa la wax. defuma ko nii tataneewu ma de. calcul non man kay gis naa expert yu ma waxtaanal yu demee noonu. kon nag jeex na ak tekk fu wóor. léegi nag la moo tax mënuñu dem vers ça Sénégal pour ñu am autosuffisance en huile ñaata gerte la 700 000 tonnes ñaata millions yu tonnes lañ fiy wax chaque année pourquoi on va pas vers l'autosuffisance en huile boo ko waxee ñu ne la tu es un opposant ngay jaar ci yoon bi di waaj a bëkk miir bi ma ne la bul jaar noonu jàddal man je suis ton opposant je suis pas ton bon lu del soit opposant moom fépp saa du politique rek bon léegi da nga ni lu tax duñ dem ba autosuffisance en huile. tout à fait. ah yow donc autosuffisance en huile boobu ngay wax lu possible la bon. man sama combat la dama ko gëm tous les jours si laa yeewu di liggéey l'autosuffisance de l'huile au Sénégal tey jii lépp mënoon nañ ko manqué ceeb sax mën nañ comprendre parce que amaguñu expertise bi depuis ñu ngi commencé mais ñu ngi avancé peu à peu mais gerte 1975 ba léegi Sonacos a ngi fii gerte 1960 ba léegi ñu ngi ciy defar ay tonnage record te mënuñu am autosuffisance en huile le paradoxe mooy li ñu soxla ci dëwlin il faut ñu dem importer ji ko ci yeneen dëkk mu ñëwaat te ñu ngi wax matière bi koy defar ci dëkk bi. waaw mais lu fekkee nag sunu gerte mi ngi basé si taw bi ndox bi nga xam ni tey jii mooy actualité bi kooku tam dara du leer. xam nga. ñun suñu yëpp dañ ko dafa am paramètres yu bari yu ñu waroon maîtriser te maîtriser wuñ ko loolu tax suñu ay affaire xaw doy war tuuti. xam nga benn jour dama déglu ministre bi mu ne intrant bi ëpp solo ci bay muy taw bi mu ne da koy méngale li ñuy wax ci mathématique une équation à paramètre stochastique. xam naa sax daa gëj a jàngale ji moo tax waaye. équation gëjul jàngale bàyyi jàng. non équation différentielle bu baax la non parce que équation différentielle la ñuy wax. kenn du wax à paramètre. li mu bëgg a wax foofu mooy taw bi ñuy sukkandiku comme hasard la moo tax suñu bay du baax maanaam suñu agriculture dafa tegu ci une condition si on a une bonne pluie. waaw bu ñu maîtriser wul. voilà léegi nag naka nga ko mën a defee yor la vallée du fleuve Sénégal bu fees del ndox. 1700 kilomètres
de ndox nga yor souterrain yi nappe phréatique bi des millions et des millions de mètres cubes taw bi. 4 millions 500. voilà taw bi. 4 milliards. voilà 100 millions. Très bien léegi nu ñu koy waxati taw bi di taw fii bay def ay inondation munoo gérer ndox mi di yàqu. ndox mi di yàqu et pourtant forum de l'eau bi bokk na ci thème bi. ñoo ngi ko see waxtaan bien sûr moom la gestion durable de l'eau. oui l'eau productive. voilà beneen bi mu ne l'eau pour le développement rural. foofu mu ngi jëm ci agriculture. c'est-à-dire que la gestion de l'eau si on le fait pas du ñu mën a réussir du ñu mën a avancer quoi que ce soit parce que organisation des Nations Unies wane na d'ici 2030 suñu réserve yi ñu yor bu ñu continuer di ko consommer nii day jeex li tax ñu ñëw nag Sénégal c'est très simple Sénégal ci cartographie ndox dafa verte mooy maanaam. bari na ndox léegi nag lan mooy problème mu Sénégal c'est-à-dire instrument yi muy génnee ndox moomu ak ni muy dencee ndox moomu loolu mooy problème et on doit aller sur ça gis nga Maroc tey jii li tax Maroc développé nii ci agriculture lu Hassan II defoon la au temps dañ ko waxoon mu def une irrigation de 1,5 million hectares mu def le double tey jii moom mooy résultat wu Maroc ba jamono ji ñu toll. sans compter loolu du temps de Hassan II am na loo xam ne lu am solo si wàllu ndox temps boobu nañu profité daal di def un peu partout ay petits barrages yoo xam ni ñoo kii téye ndox mi yëpp. très bien c'est-à-dire que. kooku yàgg na ba defee loolu trop. léegi nag il faut aller vers ça léegi nag ñun foofu la ñuy woo suñu ministre de tutelle Moussa Baldé ñun du ñu ay opposants am nañu déglu rek jël yoon bi teg baykat bi parce que ñun li suñu intérêt mooy la chaîne de valeur fonctionner. léegi nga ni fi ngeen leen di woo exactement si affaire ndox mi. man def lan la gestion de l'eau man je propose benn qu'on essaie taw bi ñu xool nu ñuy retenir taw bi. ak ko gàmmu amuñu si politique Burkina bi ñoom yooyu xam nañ ko. il y a des hydrauliques qui sont il y a des hydrauliques ñii di nekk. hydrauliciens yu bari yu ñoo xam yu nekk fii yu mën ko defar. ñu ko liggéey sax bu baax nañu defar loolu. nañu aller vers l'irrigation. ñoom bari tout ça. taw moom comme nag yàllaa ko yor ñun mënuñu ko maîtriser nañu liggéey si li ñu yàlla wan ñu koy gis muy ndox mi ñu gis fii. ñu jéem a def des irrigations loolu c'est une solution très pérenne. bu ñu fa jógee ñu régler les problèmes de semences ñu xam les semences de qualité. État warul wax ay semences écrémées loolu c'est une erreur parce que semence écrémée mooy lu ñuy waaj a déclasser lu war a dem usine ba lu war a dem ñu gerte caaf ko foofu la ñu war a jëm une fois trouvé la solution à ces problèmes l'agriculture du Sénégal moo xam gerte moo xam bu mu mënti doon dina dem et xaalis bu bari aussi ñu jël ko def ko ci recherche développement mooy ISRA fan yi maa ngi leen dégg ñuy jooy ISRA budget 4 milliards 500 millions bu fekkee ne da nga bëgg am autosuffisance alimentaire sa institut bi def recherche warul am xaalis bu toll noonu. maanaam dafa war a ëpp. dafa war a ëpp loolu. même pas 2,5% du budget du ministère de l'agriculture 4,5 milliards mais dafa tuuti comme par exemple jëlal avant may ñëw je regardais benn émission boo xamante ne benn société buy def transport et logistique mu ngi jël 175 milliards de dollars di ko def ci recherche et développement parce que da nga ciy investir tey suba mu jox la ay résultats. mbokk auditeurs ma leen fàttali yéen ngeen topp seen émission Waarwi tey jii ñoo ngi waxtaan si wàllu campagne de commercialisation bi nga xam ni pratiquement mi ngi bëgg jeex wala jeex na fi nu nekk juróom-ñaar waxtu teg na ñeent fukki minutes suñu invité mooy Alpha Diallo di consultant agro-industriel Alpha voilà sànq donc dañu duggoon si évaluation bi daal di tarxis ba ñëw si affaire autosuffisance bi nga daan wax en huile ak yu demee nag yooyu. bay wàccaat léegi si actualité bi ñëw si ndox meeg yu demee nag yooyu quoi. tout à fait waaw mais léegi mën nañ delluwaat gannaaw tuuti donc campagne bi nga xam ne mooy jeex nii. est-ce que dégg nga si ay xayma wala globalement noo ko gisee. waaw xam naa ne ministre nag depuis may contrôler ay xaymam day ragal di génn di wax. lu muy ragal moom mu nekk ministre de tutelle kooku kañ amul ragal. parce que xayma yi est-ce que moom sax moom moo koy génne wala dañ koy jox daanaka lii moom li nga xam ne moo am année bi. non parce que léegi am na un bon élève de maths ki ngay xool. déet mais xayma yi dafa am ñu koy amee du ministre moo ko amee si boppam. xam naa ne DAPSA moo ko yor duñu waxul politique. duñu waxul politique dafa am ñoo xam ne mooy seen liggéey. xam naa DAPSA moo ko yor mais pour le moment. li mu waxagum ci chiffre mooy dinañ am 1,670,000 tonnes gerte. loolu loo gisee production bu actuellement waaw non dama lay laaj loo ko gisee production bu am importance par rapport ak exportation yi ak Sénégal seen consommation ak tigga yu ñuy exporter tout ça est-ce que kooku nekk na production boo xam ne actuellement au Sénégal vu itam l'augmentation de la population nekk na production boo xam ni bu mën dimbali Sénégalais même en termes de liggéey ak yeneen yu muy générer yëpp ak yu demee noonu. gis nga bu ñu bàyyi woon gerte fii ne serait-ce que li nga xam ne mat na pour autosuffisance alimentaire
ñu bàyyi ko mu liggéey ñu bàyyi woon ko ñu liggéey ko ci dëkk bi dina yokk PIB dëkk bi dina def croissance ci dëkk bi dina régler un problème important de l'emploi man par exemple jëlal ñi daan liggéey sama usine nekkoon ci machine yi kenn ki mu ngi Colobane di ñaw léegi keneen ki mu ngi Patte d'Oie di raxas oto c'est-à-dire que c'est des gens qui ont leur métier maintenant comme nag doxatul léegi ils sont en train d'aller trouver d'autres alternatives léegi alternatives yooyu état surtout ñi nga xam ne dañ nekk secteur primaire ak secteur secondaire état dafa war a faire en sorte que ñooñu bañ ci jóge parce que vrai li mën a lijjanti problème d'emploi dëgg ci ñaari secteurs yooyu la nekk léegi le problème de l'emploi est tellement important Sénégal ba boo ko fi waxee gars yi dañuy kii parce que boo xoolee jamono jële am na rapportu bureau international du travail bu génn mu ne Sénégal taux de chômage bi mu ngi ci 52% waaye anamoo ji xaw ma Malick nan mer génn ne non c'est pas vrai ñun ñu ngi ci 16%. taux de chômage. waaw taux de chômage mooy maanaam fukk yo de téeméer yoo jël fukk yeex juróom-benn yi ñoo liggéeyul Sénégal loolu koo koy wax fii Sénégal loolu c'est incroyable c'est pas possible parce que ñoom base de calcul yi ñu jël la base de calcul yooyu base de calculu France la confronté wu ñu suñu réalité ku chômeur mooy koo xamante ne mu ngi xëy di ut liggéey amul liggéey kooku mooy chômeur. léegi nag yow en plus de ça chaque année sa marché de l'emploi di doolee ko entre 300 000 ak 400 000 personnes yow waroo négliger benn secteur muy perte emploi comme par exemple à Touba unité yi fa nekkoon noonu di liggéey une presque 150aine ñaata liggéey la yàq direct laay wax doo xool les femmes yi nga xam ne ñooy ñëw ci usines yi di raxas bidon des centaines de femmes yeneen femmes yii di ñëw di jël yeneen suñuy sous-produit di ko dem di defari ay savon ñooñu aussi c'est de l'emploi. borom ñi daan xool léegi yu demee noonu. ñi daan xool borom camion bi c'est-à-dire que c'est une chaîne de valeur boo ko disloqué day xaw a yàqu parce que xaw naa xool benn rapport boo xamante ne ANSD defoon na ko mu ne woon ci bassin arachidier bi 9000 personnes la transformation de l'arachide impacté. c'est-à-dire. 9000 personnes maanaam 9000 personnes ñoo ci nekk di liggéey. waaw. léegi imaginez yow ñooñu amuñu gerte c'est 9000 personnes au chômage 9000 personnes quand même ak suñu famille yi ni mu mel nii 5 wala 6 par famille multiplier ko par 9. mais léegi am nañu liggéey parce que léegi gerte am na. ñoo ngi si 1 million 700 000 ba mu dund waxul 800 000. waaw mais xam nga daaw tamit waxoon nañu 1 million 800 te liggéeyuñu ren am na usines yu liggéey ndànk-ndànk mais man j'ai pris la décision de ne pas travailler pour le moment pourquoi parce que gerte gi. qualité bi mu nekk mënuma génne diwlin bu tax ma compétitif. ah yow donc pour yow suñu gerte bon baaxul. non qualité gerte gi loolu ñëpp wax nañ ko bàyyi ma taal. waaw non attends déedéet xam nga gerte am na partie boo xam am na gerte gu baax am na gerte goo xam itam dafa xaw a doyadi. waaw mais bu baax bi kañ kooku. non bu baax bi jotaguma si boobu mooy jógee côté ay Casamance affaire yi. waaw mais nag boobu jotaguma si waaw da ngay wut boobu. waaw maa ngi koy wut mais kooku de tout le temps noonu la mais nag problème bi mooy chinois yi dañ ma cee njëkk. ah mais non attends mais chinois yi naka la si jëkk chinois yi neen barki démb nañ leen doo koy jox autorisation ministre beek wax pour ñu commencer fekk temps boobu li nga xam ne si semence war nañ ko jël ak tam permettre Sonacos moom tam mu jël li mu soxla après si ñun doogay bàyyi chinois yi ministre même dégg naa ko sax mu waxaat encore daal ni doo gisee exportateurs yi seen affaire yéex c'est que conditions yooyu ñu taxawaloon doogay leen jox léegi autorisation loo tax léegi seen importation daal di yéex mu ni et puis itam lenn la loo gisee itam ñoom gaawantuwul woon daaw dafa am benn affaire bu xewoon exportateurs yi dañu gaawoon dem jël gerte daal di ko denc te xam nañ gerte pour denc ko de problème la ndax duñ ko dencee yàqute mën na si am loo tax ren jii ñu toog rek di nag ba ñu jox leen autorisation ñu doogay commencer. mais terewul leen ñu ngi doon jënd. ñoo ngi doon jënd. waaw man xam naa ci am naa. avant janvier am na non maanaam bi ñu décrété ne dindi nañ taxe à l'exportation bi gis naa COPEGA dem naa yónnee naa samay ndaw Kaolack waa COPEGA ñu doon jënd bu baax. mais exporté wuñu. mais exporté ndax dañ doon xaar loolu. foofu nag la danger bi nekkoon moom le ministre doon expliqué. waaw mais xam nga affaire bi jeu entre le chat et la souris la c'est-à-dire que comme jox nañ la possibilité taxer l'exportation loolu mooy indirectement mën nga liggéey léegi li ngay def mooy jënd lu bari stocké après nga génnaat yuuxu samay milliards a ngi fii di yàqu ñu dem ci volet 2 lever boobu pour nga mën a génne sa gerte mais gars yi ñu ngi doon jënd parce que man am naa ay copains exportateurs yu nekk ay Kolda yu nekk partout au Sénégal yoo xamante ne à chaque fois dañ may jox information yi nga xam ne moom moo nekk di xew ci secteur bi.
waaw et le ministère moom xanaa yëgu ko woon. ah bon du ma ne yëgu ko woon. parce que moom moo ne ci dëkk bi moom moo am possibilité contraignante tere ñii ñu def lii wala ñu def lii bon yëg na kax yëgu ko moom. bon léegi c'est parti puisque léegi moom gars ñoo ngi liggéey. léegi fi ñu toll si gerte gi léegi fan la toll léegi gerte gi jeex na wala des na wala amatul. gaar bu ndaw boo fa demee léegi imaginel gerte xott. gaar bu ndaw Touba. oui gerte mu ngi jar 350 gerte xott. waaw temps yii annoncé woon nañu ko. waaw mu ngi jar 350 yàgg na tuuti même avant un mois sax. def naa problème bi mooy sax doo ko gis. oui yàgg na avancé woon nag c'est mais jeex naka la gaawee jeex comme ça puisque booru si biir janvier nañu dogoy joxe autorisation bi est-ce que ça veut dire que comme ni nga waxoon dañu commencé woon jënd dafa yàgg. dañu commencé woon jënd dafa yàgg te chiffres yi bëriwul woon et aussi Sonacos quand même def na campagne bu baax ndaxte ba bi may mujjee xam am nañ 130 000 tonnes. loolu campagne bu baax la 130 000. waaw bu fekkee jël nga ko depuis Fada bi mu fi nekkee léegi ndax première année mu ngi am 29 deuxième mu am 69 xaw ma 67 bii paa mu am 130 même bu fekkee nekkul ci vitesse de croisière am da nga naan dafa baax. oui avant ñaata na daan am. avant Sonacos daan na tourner entre 200 000 et 250 000. non mais avant loolu sax am na ay jamono yoo xam ne sax ay 400 000 ay 600 000 waaw loolu daan na am. loolu tax ma ne avant Sonacos rek laa wax de. moom kay defe naa jaay nañu fi sax 900 000 tonnes. waaw 900 000 tonnes am na benn année amoon na. waaw voilà waaw si seen i chiffres waaw. avec ay production boo xam ne àggoon na bàyyi booru 1 million 200 1 million 500 yu demee noonu. tout à fait. dans les années 75 et cetera. waaw donc 75 la woon sax. oui waaw 75 la woon. bon mi ngi noonu loo tax léegi doo moo génnee 130 000 record la bon avec Fada ak fi mu commencé bon ba tey y a des avancées. mais y a des avancées quand même. mais on dirait que le secteur arachidier dafa këpp donc parce que doo xoolee fa nu jóge woon ay années 75. mais xam nga tamit foofu Baye Matar Fada mu ngi nekk di def ab lenteur bu baax. mais attends dama la bëgg poser benn wala demal yow yaa moom wax ji yàgg moom. maanaam Fada dafa nekk di def benn lenteur industrielle boo xamante ne c'est très risqué. loolu mooy lan. instant bi diwlinu gerte sur le marché national amul c'est-à-dire que am nga marché boo ko jaayee benn sur le plan international diwlinu gerte mu ngi ci. diwlinu gerte actuellement amul nga wax nii. déedéet ku ko bëggoon jënd Sénégal doo ko mën jënd. non di nga ko am mais da ngay dem ci grande surface yi mënoo ko gis ci boutique yi. si boutique yi ah bon d'accord c'est-à-dire defe naa suñu heure kii sax mi ngi bëgg jot ah suñu heure publicité. amul problème nu bàyyi nu dugal suñu sponsor LBA la banque agricole. ok. ngir gunge suñu réew mii di Sénégal ak mboole seem kuy yëngu ci wàllu koom-koom rawatina ci wàllu mbay càmm ak napp boole ko nag ak taxawaayu aar li ñu wër di alam bi ngir yokkute gu mat sëkk te mucc ayib LBA la banque agricole lëkkaloo ak Sud FM seen rajo ñooy ànd ak yéen ci seen émission waar wi la banque agricole LBA di banque bi xarañ te ubbeeku. jërëjëf LBA la banque agricole sunu partenaire moo ñu jàppale si émission bi ñu leen di ñuy ñaan jàppale bi nag loo xam ni dafay sax ndax soxla nañ ko bu baax a baax émission yu mel nii moom du si jàppale ay kuréel yu mel ne banque yoo xam ne dañuy yëngu si wàllu mbay ak xeet yooyu élevage ak environnement di cité def naa loolu nekk na loo xam ne lu am solo la ñu dellusiwaat si émission bi. voilà yaa ngi doon maa ngi woon ci état wu Sonacos instant bi ni mu defee lenteur ci 130 000 tonnes yi moom c'est-à-dire que tey jii sur le marché international huile brute bi mu ngi jël $2200 c'est-à-dire que jege nañ ci bi nga xam ne huile brute d'arachide sur le marché international en 2012 mu ngi doon jar $2400 rakkal bi sax si boppam instant bi kilo bi tonne bi mu ngi ci 225 000 xaw ma c'est-à-dire que lépp a ngi augmenté te instant bi Sonacos profité wul. mais lépp ngi augmenté donc gerte gi tam mi ngi augmenté bon. waaw gerte gi mais avantage bu Fada mooy gerte gi mu yor bi muy jar 250 la ko jënd. waaw man la mais prix baa ngi augmenté. mais prix baa ngi augmenté. donc dana baax si ñoom. dana baax si ñoom léegi nag problème bi mooy lenteur bi ñuy def pour triturer gerte googu. loolu mooy indi problème instant bi dañu waroon profité triturer gerte googu yëpp mettre ko sur le marché national ou sur le marché international faire le maximum de bénéfice parce que prix yi ñu ngi gonfler sans cesse ndax conflit bi nga xam ne moom moo am diggante Russie ak Ukraine.
waaw mais lenteur bi ngay wax. loolu c'est dû à quoi lan moo indi lenteur boobu. puisque ñoom am nañu lu doy si. enfin lu tane si gerte quoi seen xaalis xam nga jeex na 47 milliards lañ yoroon seen xaalis jeex na mënatuñ jënd gerte. may ma ñëw une minute am na ku nekk si ligne bi allo. waaw salaamaaleykum. maaleykum salaam. Baye Makhtar. waaw. Makhtar la ñoo ngi siyaare. kooku la Cheikh Ndiaye. waaw ma ne Cheikh waaw. Cheikh na nga def. ñoo ngi sant bu baax a baax. ñoo ngi lay déglu. ah ñoo ngi bég ci émission bu baax a baax. jërëjëf nag baax. jërëjëf. waaw moom day comme Alpha noonu mu ko waxee rek. yëf yi daal wax dëgg yàlla neexul ba neexul waaye ñun baykat yi moom ñoo ciy dee daal. ndax li tax ma wax la loolu mooy Fada moom dafa mel ni dañ koo defal ni defal Mimra rek. loolu mooy lan tëjal ko bunt yi loolu mooy lan. muy tëjal ko bunt yëpp ba mu def soxlaam ba mu mat rek xam nga Mimra fi mu ne kenn sëñ. waaw mani loolu nga wax dañ ko tëjal bunt yi ba mu def soxlaam xam nga Mimra moom dafa ne koo xam ni dafay yëkkati di jaay mais kii moom dafa ne koo xam ne dafay ñëw si yéen di jënd loolu baaxul. waaw mais léegi yow comme ñun léegi ñun bu ñu ubbi leen sa première ba mbaa ñu def la affaire bi libéré ñëw jënd bu boobaa concurrence dina am comme li ko dalan daw ko du mën a am gerte léegi tëjal nañ ko dem jënd ba jënd lim soxla ba doyal ñu soog a teggi tax yi def lépp gerte gu baax daanaka amatul mbaa ñi nga xamante ni ñun baykat yi moom wanteer nañ suñu yëf ba pare moom fi mu ne moom ku mën a jariñoo njëg gu seer itam keneen waaye du doon baykat moom. ah bon ñan ñoo koy jëriñoo tey jii njëgu seer yi. ñi koy jëriñoo mooy ñi nga xamante ni jëndal nañ koy seetee ko yoreen xaatu jeex te moom jaañ Fada moomu Sonacos fi mu ne nii dañ ko war a ni benn doomu moo droit di ko jaay chinois yi moom léegi daa mel ni day commerce nag boo ko dee def wëreesu la jàpp ni la yow nit sañ te jaay yow rek la war a jënd dan laa war a bàyyi noo mën a jënd nga jënd ni ndax daaw président comme lam ko waxan da ko noonu da ngay wàcc terrain bi def ni nit ñi waaye bu mu waree def ni nit ñi itam dañ ko waroon a bàyyi ni ñuy def nit ñi ñu def ko bàyyi ko mu concurrence ak nit ñi mais tey waxuma ne Chinois bu ñëwul nag mais Alpha ñoom ñi tey buñ yoroon seeni kàddu yoo bëgg dem ci àll bi képp buñ demee di leen téye laaj leen ay kayit yoo xam ni duñ mën a fexe ba génn si ndax daaw fii nga dégg coowul camion yi di leen laaj ay 300 000 ay 200 000 moo tax nag loolu wax dëgg yàlla ñun baykat yi ñooy dee rek ndax yow gerte buñ ñëwee seeñaa ngi kenn xamul man bala maa dee ñu naa seeñaa moom du dara yow bu ñëwee fixé le 250 ñun fi ne xott bi bu ma la waxee ministre bi mi ngi ko jaayeen 230 te 230 yooyu da nga koy fay amp 1000 francs soo ko jot ci juróom-ñaari kilo yin ci fukki kilo ñeent yin ci aman ñu xott ñun fukki kilo xott boo ko séddalee ñaar téeméer fukki dërëm ak ñeent kilo bu ne moom nga ciy teg muy juróom benn fukk ak benn juróom benn nga jënd ko gerte yow ji ko juróomi weer nga bay ko noppi ñun la jaay ko 250 loolu am xel nangu naw mais ñun baykat yi ñun ñooy dee rek man na fi mu ne li ma ci xam moom mooy bay daal moom képp kuy néew doole fi mu ne gerte moom bay boo nga ne ko teggi suuf bu la xool loolu sëñ bi gaa ngi wax baykat bi ñoo ngi indi xale yi taxawaalu Ndakaaru ngir ñu dugg si bay bi xale yi si taax yi leen jëm yow dégam boo bayee mbayum dër du baax nga bay mbayum kee du baax man ki ma mujj waxal bërki démb sama benn xarit nee na ma daaw soble rek amal na 15 tonnes mais 4 tonnes la si mujj jaay 11 tonnes yëpp da koo tuuri te moom surga yi mu jàppal rek 750 000 war a fay set biir ndox mi waroon a fay 850 000 mais kooku sëñ bi nag foo jëm nag comme xale yi defee man sama xale bi nga xamante ni daaw mu ànd nag ñun di ñu jàppale sa tool yi ñun mënuñu ko wan a jëndal gerte sax li gaa yi moo ko jëndal bu gerte 80 000 ñun nekk yow si 8 000 francs te téye nañ ko fa juróomi weer man fi ne damaa mujj lu sax si gisi nga xool ko sax mënatuma ko loolu boo koy jógee dama ko mujj dig ni ko maa ngi dem sama demee bu ma foree dara sax xotti nga mi bon bàyyi na tar wax dëgg yàlla réew mi moom man daal ñu ci kaw man xam naa ni daal ñoom daal xam ma dañuy def lu doon xam mënta ñàkk nag ak yëg moom ak yëg ba pare moom lii neex la nga si def la waaye moom yëg nañ ko moom yëg nañ ñii réew yi ñuy doxe moom waaw léegi moom fi mu ne man nee naa leen même Alpha ñoom ñoo ñi mënoon nanoo def ak ñun condition yoo xamante ni di liggéey ñun ñii li ñuy liggéey di ci am dara ndax yow tey buñ mënoon seex yow li ngay jënd lépp boo ko seetee ba liggéey ko ñaata nga koy mën a jaayee génn si man de bu ma jaayee 300 dinaa ci génn nga ñëw ne Alpha yow léegi Alpha yow lan nga mën a def loo xamante ni buñ la ko jaayee gerte gi soo ko segalee di nga ci mën a génn man 300 laa ko mën a jënde génn si fekk man 400 laa ni mën naa moom mën a jaayee gouvernement bi ni léegi yow dama 300 boo jaayaal boobu bu la bindalee bon soo ñëwee 100 francs yi ma remboursé la ko
te moom mu bàyyi subventionné bii muy def ci jiw yi. bon nag yow du ma la déggee yow li ngeen bëgg mooy nu arrêté subvention yi nga xam ne moom ñuy def si jiw yeeg yi demee noonu ba pare léegi nu subventionné li nga xam ni moom mooy jëndum gerte gi. waaw njëndum gerte gi ndax yow xanaa boo leen gën arrangé sama gerte dinaa mën a am bu ma béyee sama gerte kay dem ci Alpha moom léegi Cheikh Ndiaye jaay na ma une tonne fukki bërigo léegi jënd naa ko 300.000 léegi fekk man 400.000 laa war a jaay ma dem toogee saa mu jox ma 100.000 francs. waaw boobu moo leen arrangé pourtant boobu de mos naa dégg sax benn expert ministre de l' agriculture bu ko mos wax. mu ni nañu bàyyi subventionné kii bi mais nuy subventionné commercialisation bi. waaw mais. waaw léegi comme ñun mën ñu see jot kay nan la dimbali laay war a suuf waaye nag comme ñu naan yi moom xeeb nañu nangu ñu boole léegi moom loolu rek lay demee mais ñoom noonu lañ ko bëggee. jërëjëf Fall. jërëjëf ñu ngi leen di sant ba. jërëjëf sëñ Cheikh. merci sëñ Cheikh. bon waaw enfin du fekkee ni am nga observation lu muy def surtout li mujj wax nu subventionné commercialisation bi mais kooku man loo si xalaat yow ba pare d'abord ba ma see poser question. déjà subvention bi dafa complexe problème bi sëñ Cheikh li mu wax une des solutions la mais tamit am na yeneen solution benn jour mos naa dégg waa ministère ñu ne baykat yi ay privé lañ subvention bi daa neex état rek mu koy def ma ne lii nag mooy ñàkk xam-xam gis nga xam nga lan moo tax ñuy subventionné ab agriculture Baye Matar parce que agriculture du ab priorité ab condition la cela veut dire que qu'est-ce que je veux dire par là-bas mooy maanaam tey jii bu fekkee ne dimbali woo baykat bi ba mu dem gis beneen pexe bu ko gën a mën a jox xaalis fa la naan ñu ko bay bi dem ca. comme ambulant yi nekk fii rek. waaw kay Dakar Dakar fees del defe naa loolu la Cheikh Ndiaye junju léegi ne la waayam jooju mu am kersa xool mu ngi nekk maa ngi dem lu ma fa for yónnee la léegi nag pour éviter loolu moo tax léegi il faut état yi di subventionner l'agriculture par exemple jëlal. may ma am na ku nekk si ligne bi ñu jël. salaamaaleykum mbokk mi allo. waaleykum salaam wa rahmatulah. sëñ bi na nga tudd ak fooy wootee. maa ngi tudd El Hadj Xaas Mbaye dëkk Mbacke Bawol. El Hadj Xaas Mbaye ñoo ngi lay déglu. ñoo ngi leen di ziar di leen ndokkeel bu baax nag. ñoo ngi lay delloo ziar bu baax. di am mbégte nag ci émission bi ni muy doxee ak ni ngeen koy doxalee. jërëjëf. man nag benn question rek laa bëgg a laaj ba xam gars yi maanaam baykat lan mooy mandargaam lan jàpp ne moom mooy baykat daal. waaw. parce que man li ma jaaxal mooy. mbay à l'époque mag ñi suñ maam yeeg suñ baay dañ ko daan def ngir lan di bay di dundee. maanaam tey nga dëkk te réew sama dëkk maam bay sas ñebbe bay sas ndugub bay sas gerte su nawet jotee sama yaay am toolu bisaabam et cetera ñee def nangam ñeenti nangam bu mu xëyee bàyyi dem bu noor ren jotee mu dem liggéeyi ñuy nekk ci kër gi yor sàq mi su guddi jotee ñu jël ci sàq mi bojj def suñ cere buñ amul suñ ci jël suñu ràkkal wala jël suñu ci mbuum mi def ci mën a lekk léegi tey sama classe bi ñoo dugg ci mbay mi parce que man damay baylu li tax ma lay wax dama koo xam parce que at mu jot ma baylu xam nga baylu mooy ma nekk fii Mbàkke Bool am sama xarit bu nekk ci sañ ci Moor Ndaw wala mu nekk ca Mbadianeen ma mën a am sama fanweeri junni jëndal ko ñaari bërigoy gerte mu bay benn bërigo bi jël bayal ma benn bërigo bi jël mais mbay fi ne moo def ci Sénégal ci liggéey bu barkeel ak liggéey bu am bénéfice ndax fi ne tey man Xaas Mbay man na maa jox léegi nit jiw ne ko bayal jëlal gerte gi jox ma ngooñ su ma jaayee ngooñ ne du ma perte te ci mbay dong la nga ko mën a amee fi ne amul beneen liggéey boo xam ne loo jëndee fukki junni mën koo jaay am te fanweeri junni bëreetul mbay rek nga def feete ji lu mu gàtt soo bayee benn bërigo gerte lu mu gàtt da nga am téeméeri saakoy ngooñ nit ñi moom lu macha allah moom lu yàlla xeebari dana la wërsëg la téeméeri saakoy ngooñ boo ko jaayee saako bu ne 3000 francs ñaata la 300 000 francs la loo ko jëndee woon 80 000 bu fekkee da nga comme ni ma la wax nga def doo joxe dara doo joxe doxam tool doo joxe dara jëndal sa ñaari bërigo gerte jox Ablaye Ndiaye mbay benn bërigo bi jël bayal la benn bërigo bi yow daal li ngay def temps à temps nga dem fa këtam ci gerte gi wala nga dem seeti ko leen am dem waxtaani fa wala jàpp ci mbëtt yi lekk wala et cetera nangam mais liggéey la boo xam ne liggéey bu barkeel liggéey bu noble mais ni ñu ko bëgg a defee moo yomb bëgg a yor benn skalas gerte 50 kilos gerte bëgg koo bay ñett yooyu bëgg koy dund at ak genn wàll loolu amul ci mel ni liggéey mbay nit di caagi ni ki dañ naan diw moo dëkk te kaw ga rek mooy bay am nañu dëkk te kaw ga ñoo xam ne mosuñoo bay xamuñu nii tey ileer mosuñoo dem ci tool bayuñu seeni tool mu ngi Ndakaaru googu ay sunguf la ñuy jaay ki reen léegi nag bu émission amee au lieu que ñu wax ci lañ xam kenn ku ñen di ngal di wax ñeneen ci des ay coxeur lan gerte gi fi ne état gerte gi ñuy wax yëpp baykat donc ko koy jox
c'est que kenn mooy doonu coxeur yor gerte denc ko fële bu état soxlaa mu ne ko am naa diw am na gerte ma nga dëkk sàngam am na nangami tonne saako ba mu lay présenté état ba nga gis ko du ko jox nit ñi loolu lu ko gën a ñaaw ci àdduna te loolu la ñuy liggéey opérateur ñoo war a xool seen bopp gis nga ab jullit bu looy liggéey la nga wane échantillon moom nga war a continuer di jaay waaye wane échantillon bu baax ba ne la accordé na la sa kii apport nga daal d'accord naa yow nga wëlbatiku xaalis sax ngay joxe far loolu moo dul lu sérieux liggéey bi dañ ko war a xool ni muy baaxee ñu xam ne ñëpp ñoo ko seq ñu defar ko mu aw yoon ñu bañ ko sippi état rek ñun ñi ñooy état ñun ñu koy liggéey ñun ñooy état ministre bi comme li ngeen wax ni gerte bi su fekkee am na gerte ñi nga xam ne ñu ngi taxaw yor seen i usine man fii ma dëkk ci Mbàkke Touba lu mat 150 unités ngi fi te ñëpp dañuy segal gerte di jënd gerte gu cher fi ne ba fi may xëyoon nii gerte Touba soo indee gerte 290 soo ko indee boo ci indiwoon 1000 tonnes suba ñu fay la sa xaalis du la amel benn bon dañ lay jëndal diri jëndal la Stark boisson ngay naan ñu soog laa fay 290 liquide fay la xot boo dikkee ñu fay la ko ak loo ci mën a 1000 tonnes boo ko indiwoon suba Touba ñu fay la. waaw kon jàpp naa ne kon bu ñu waxee naan gerte gaa ngi ci àll bi am na ñoo xam ne dañuy saboté daal man liggéey bu ñu dee waxi farata nañ ci bàyyi politique seen yi réew mi moom pour mu dox du ay mbayee koy doxal sàmm napp kon nag nañ leen gën a encadré jàppale leen ñi koy def ak ñi koy deflu parce que képp ku am sañ-sañ am sa xaalis bu la neexee nga baylu mais nag ñoom dañoo bëgg a jàpp rek ne te Malick Sy mooy dëkk mi ne paraxa rek moom mooy baykat non ñun li ñuy bay man cette année ma bay lu ma 5 bërigo wala 6 bërigo muy gerte di ceeb di xaal di leneen ak leneen ba damay dem bëri saatal ba mbundoo di baylu ceeb dem ba sawan di baylu tomate di baylu pataas di baylu digide et cetera kon lan mooy baykat bu ñu waxee rek ñu ne yooyu dëkk ci dëkk bi nga dëkk rek ñoo doon baykat kuy baylu kay baykat nga ten ba seen caaxaan te wax askan wi dëgg loolu moo am solo di rafetlu émission bu baax a baax nag salaamaaleykum. jërëjëf suñu xaas da wootee foofu sama ak. bon ma terminer ci subvention bi ma doon wax léegi maanaam bu état bi. bàyyil ma dugul si am na keneen ku nekkaat si ligne bi allo mbokk mi na nga salaamaaleykum mbokk mi. bismillah brother maa ngi jégalu quoi maa ngi damay leb tur bi quoi maa ngi nekk bitim réew quoi waa ji mujj a wax naaw na jéem a gàttal tuuti quoi parce que sa gan gi li mu commencé woon di wax moom la waa ji di wax fu mu nekk nii quoi c'est-à-dire cette conditionnalité qui fait que lu ñuy wax agriculture dafa doon quelque chose de sine qua non au niveau priorité ci réew nañ bàyyi waa ji mu continuer wax quoi maa ngi jégalu. non amul problème jërëjëf merci. bon ma dellu si waat si subvention bi ma ne état dafa war a faire en sorte que ñooñu bañ a décourager si bay bi dem ci yeneen secteurs yu gën a porteur par exemple jëlal tey Union européenne 40% de budget de l'Union européenne mu ngi dem si subvention agriculture OCDE ñu ngi def 600 milliards ci bay bi par jour États-Unis mu ngi def 575 milliards ci baykat yi par jour xam nga Sénégal ñaata la ñuy def si baykat yi ñetti dërëm par baykat par bés naka nga mën a amee agriculture du question li ñu ciy def bëriwul de milliards yi ci Macky Sall def bëri na 90 milliards la ko fekkoon en 2012 yóbbu na ko tey ji 180 chaque campagne mu dolli 40 wala 60 milliards bi mu fiy ñëw bi muy teg PRACAS en 2014 dañ na ko boo defee 92 milliards ci gerte gi mu baax defoon na ko ci gerte gi baaxul. lan moo taxoon baaxul. waaw parce que simplement gis nga nit volonté boo mën a am ak courage boo mën a am déterminé pour def benn affaire munoo nekk sur terrain bi da nga koy jël jox ko kenn pour mu defaral la ko bu fekkee ne kooku n'est pas compétent pour le faire projet bi day dee sax avant nga koy jox. waaw mais fii noo gisee gars yi ils sont pas compétents pour conduire. non ñu si bëri xam nga ñu si bëri c'est pour des pratiques politiciennes moo tax ñoom ñoo ci nekk. ñu ngi koy jox ñan la xam nga leen exactement. waaw xam naa leen ñu si bëri xam naa leen. am na ñoo xamante ne naw naa seen expertise. waaye dama ne on fait pas du vrai avec du faux. bu fekkee ne da nga bëgg a doxal agriculture du Sénégal tey jii maa ngi ay jeunes diplômés en agroéconomie en économie en tant que tel en finance en logistique ñu ngi toog di xool nan la ñuy proposer ab réforme pour la chaîne de valeur arachide te su ma ci paree livre la dama koy may gratuitement l'État du Sénégal buñ ko toppee ñetti at Baye Matar kenn dootul dégg problème mu gerte biir Sénégal. ah yow déjà da nga ma assurance. non dama gëm li may def Baye Matar. waaw résultat yi c'est autre chose. déedéet xam nga lu tax. parce que ci rapport bi dama ciy déterminer nit ki nga war a jël léegi nag bu ñu si deful clientélisme politique
maa la ko wax fii ñetti at kenn dootul dégg problème ci bay. lan mooy clientélisme politique. mooy maanaam tey jii. tey nu waxtaan ma jox la këyit boobu Baye Matar. ndax gars yi dañuy wax rek affaire yi dafay takk. mais lan mooy clientélisme politique ak li koy tagloo mooy népotisme mooy maanaam tey jii Baye Matar jox naa la këyit bii ne la Baye Matar oto bii moo la mën a yóbbu d'un plan A d'un plan B ma ne la jëlal oto bi nga ne non sam benn xarit am na ab oto donte du chauffeur mën na comp ci affaire yi ba yóbbu ma mais je t'ai donné un chauffeur professionnel pour mu yóbbu la. sama ligne bi ma la édictel muy un tableau de bord xoolal ci lii nga jaar ci dem boo ko jaaree di nga dem. waaw léegi concrètement lu fekkee loolu da nga ko traduire sur le terrain. waaw joxe nañ xaw ma 90 milliards wala. xaalis semence expliqué nu ko si kii boobu. mbay Sénégal nan la demee ba nga xam léegi daanu dugal xaalis boobu mu mel na dafa àggul comme ni gars yi ni ñu yuuxoo ba nga xam léegi résultat bi ñu bëgg kenn ko gis. dama lay jox benn exemple bu gàtt par exemple boo xoolee sur le budget du ministère de l'agriculture année bi ñu defal ko 183 milliards. loolu dafa tuuti wala dafa bari. non bari na. mais amul jamono yoo xam ne du temps dafa daan dépenser loolu temps. non si dem ba 200 et quelque. non Macky bi mu fiy ñëw 90 milliards la fekk de bu mujj bi xaw ma nag avant yi mais bu 2012 bu 2011 bi bi mu fiy fekk boobu 90 la mais protocole de Maputo réglé woon na problème boobu waxoon na ni 10% des budgets des états nañ ko jël di ko def ci agriculture ñi ko topp ñëpp ñu ngi ci ak croissance de 2 chiffres du ma ba bëgguma hors sujet ma continuer ci sama débat. oui 183 milliards. nga gis ne si 183 milliards yi doo ci gis benn yoon formule ISRA doo ko ci gis te bayub Sénégal ISRA la tàmbalee. kooku mooy recherche bi. waaw mais Issa yaakaaroon génne ne moom li mu war génne ba pare léegi xanaa kii l'opérateur yi ñoo war jël affaire boobu daal di ko multiplier mu. waaw léegi maanaam recherche bi base bi source bi. mais recherche bi moom dafa mel ne yi ñu waroon def yëpp def nañ ko. pré-base bi même léegi sax am na ay semences arachides yu bees yoo xam ne mën na génne ba 4 tonnes à l'hectare. d'accord mais déggoo li ma la wax. maanaam bu ñu leen joxoon matukaay yi war. waaw. man tey jii su ma nekkoon huilier bu mag biir Sénégal sama xaalis yëpp Israël laa koy xëpp même bu fekkee demul ci ñeneen ñi dama naan ko utal ma samay variété bopp ma liggéey ko recherche gis nga tey jii entreprise yu mag yi yoratuñu ay ngandi usines yoratuñu ay employés yu bari ñii di confectionner lañ yor jël recherche développement des ci seen xaalis bu ñu paree jël lépp soit ñu yóbbu ko Chine mu defaral leen pneu oto bi yóbbu ko Japon mu defaral leen yóbbu ko lii mu defaral leen parce que maintenant le travail est démocratisé. ISRA ngay ëpp loo xëpp sa affaire bi mais non fii nag dañuy def l'inversion des priorités loolu la ñuy wax la pyramide de Maslow c'est-à-dire que xamuñu priorité yi ci fan ak fan lañ koy commencer léegi nag il est important bu ñu ko bëggee régler subvention yi Cheikh Ndiaye li mu wax sànq une des solutions proposé na ko man su ma yoroon xaalis damay tàmbalee ISRA mais problème mu gerte Sénégal léegi sur le plan juridique Sénat dañ ko war a réformer. Sénat est devenu une structure illégitime et illégale du man maa ko wax c'est les textes du Sénégal moom moo ko wax. ah bon naka la ko waxee loolu illégitime moom mi ngi regroupé ñëpp may ma jël kenn si ligne bi c'est intéressant allo salaamaaleykum mbokk mi. asalaamaaleykum sëñ bi na ngeen dafay. alhamdulilah ñu ngi sant. Touba laay wootee maa ngi leen nuyu bu baax a baax. na nga tudd. Cheikh laa tudd dëkk Touba. Cheikh lan. Kan. waaw Cheikh Kan ñoo ngi lay déglu. ok mbay mi maanaam man li ma ci wax rek mooy. état bi maanaam matériel agricole bi na ko gën a fonk ndax buñ xoolee suñ mbokku Saalum yi ak Kajoor yi boo fa demoon tey machine ya nga xam ne Senghor moo ko fi indi woon ba tey moom nga fay fekk. waaye yéen itam xanaa yéen a bëggul jënd matériel tracteurs yi indi woon nañu bu yàggul rek 1000 tracteurs. waaw sëñ bi ko amul njëgu fas lu ñuy jënd tracteur 7 millions. ah waa déedéet waaye am na beneen xeetu matériel boo xam ne bu woyof la boo xam ne mën ngeen ko béyee. waaw dafa bëriwul. ah dafa bëriwul xam nga loolu bu ñu koy wax daanam fi ne boo jëloon commune rurale yu ne commune bu ne boo xoolee commune yi ne ci àll bu ñu ko doon séddale daanaka commune bu ne du ci am 100 ak dëkkaan yi wër tund woowu yu mel noonu mooy dundal mbay mi gis nga mbay mi buñ ko bàyyi ak jànkat yi ak kii nii ñu ne ci àll bi la ñu dem laaj leen. waaw loolu lan ngeen soxla lan lañ leen mën a dimbale mais gis nga ñu toog ci bureau yi nii di xalaat ak dañu théorie rek. gis nga ki nga xam ne ni sa baay dafa doon bay da ngaa judd ñu teg la ci kaw fas ngay omat ba nekk mag di ca dund kooku lam tey xam bokkut ak ki nga xam ne daanaka ci école tubaab bi la jàngee ñu yóbbu ko Sorbonne mu jàngi ñëw daanaka bu ñëwee moom la ko tubaab yi jàngal ay théorie rek la pratique bi baykat yi ñoo koy def pour que ñu soxale mbay mi il fallait que ñu jox leen ay matériels yu doy sëkk indi jiwu yu mat sëkk jàppale leen loolooy développé réew gis nga baykat yi nii ñu ne ci taax yi di wëreelu yàlla xam na ne buñ fekkoon ñeenañ baykat yi ne ci àll bi
duñ fa nekk mais li mooy chaque jour li may wax rek mooy nañ fexe ba ñu ne ci àll bi ñu ne ci taax yi ñee ñu ne ci àll bi dootoo fi gis kenn gis nga gone yi wëreelu di am ay journée 2000 buñ ma war a vers 150 000 doo leen fi gis. waaw kay ñu ngi leen di nuyu bu baax. jërëjëf si intervention. waaw maa ngi woon ci Segna. donc comme ni ma la ko waxee Segna est devenu une structure illégale et illégitime. waaw mais doone illégal yow tam ak illégitime Segna ñi fa nekk. mooy ñi nga xam ni ce sont les kii là acteurs Baye Matar du monde agricole loolu mooy composition muy opérateur di itam kuy producteur ñoo nga fa et cetera et cetera. loolu moom mooy composition ak organisation yi. waaw d'accord naa loolu moom mooy composition bi. su ma waxee illégal mooy sur le plan juridique Segna amatul benn base juridique bu mu tegu biir Sénégal dama la koy firndeel 2004 dañu voté la loi d'orientation agro-sylvo-pastorale Abdoulaye Wade président Macky Sall mii moo ko signé article 25 81 article 25 ba article 26 Segna da ko jogati. loolu mooy lan. maa ngi ñëw nga ñëwaat ci benn réglementation décret de loi 2008-12-60 ñu dem ci article 13 article 13 bi ne Segna non mu ne ab interprofession dañ ko war a dissoudre bu fekkee dafa violer article 5 ak article 6 de ce même décret. c'est article 5 bi lu mu wax mu ne bu fekkee ne Segna bu fekkee interprofession bi amatul représentativité Segna ñaata ñoo fa nekk du 16 organisations fa nekk 3 baykat ñi si des ñëpp ay jëndkat lañ waa léegi ndax loolu am na représentativité. luy représentativité par rapport ak baykat yi nga bëgg wax. waaw mais du Segna moom interprofessionnel moom nga wax moom la. donc war na am acteurs yi nga xam ne yëpp ñoom ñoo nekk si wàllu mbay bi. man texte yi laa lay wax de. waaw dégg naa li nga wax maanaam décret bi dane à son article 6. mu ne une interprofession devrait être composée de 75% yi diggante baykat la war a nekk ak kii di transformer. transformateur ak baykat 75%. 75%. waaw ñetti baykat dafa nekk. huiliers yi ñett lañ. waaw mais kooku la faute ak kii ana baykat yi. déedéet problème bi. am nañu xanaa kañ baykat yi demul nu leen du ngeen fi dugg. déedéet am na organisation bu nekk Touba di segal diwlin yónnee nañ fa seen lettre kenn mësu ko accepté pourtant mënoon nañ ci bokk d'après la réglementation peut-être ni ñu bindee lettre bi moo baaxul mais dama ne la d'après cette réglementation instant bi Segna dafay violer 4 textes benn bi muy conformité mooy bi ma la wax léegi mooy sur le plan juridique depuis les accords cadres par extension bu 2003 Segna n'a plus le droit d'exister sur le plan juridique li ma la wax ñoom ñoo ko gën a xam beneen bi nga ñëw sur le plan de la représentativité biir Segna rek bu ñu fa toogoon di fixer gerte ñu ne nañ ko voter sur le plan démocratique loolu laa la wax léegi jaaykat yi ñett lañ organisation yi ñëw ne 300 la ñuy jaay 13 yi si des yëpp ay jëndkat lañ jëndkat yi ne non 200 la ñuy jëndee. jëndkat yi mooy ñoom. mooy les 13 autres organisations yi ci bokk est-ce que comprendre nga logique bi mooy maanaam ci biir foofu nee nañ ko def démocratiquement mais du démocratique parce que ñii di jaay ñoo gën a néew ñii di jënd loolu moom moo tax décret de loi boobu à son article 6 di traîner di wax ne 75% dafa war a nekk diggante kii di jënd ak kii di soppi. loolu la doon bañ conflit boobu kon problème représentativité am na nga ñëwaat problème 4 muy problème financement Segna dañ ko daan fay 1400 francs sur chaque tonne prélevée. sur chaque tonne 1400. 1400 di ko fay 320 francs ci outil pour entretien des outils di ko fay 0,6% ci huile brute d'arachide bu fi génn membres yi organisation yi ku nekk ñaata lay doon cotiser est-ce que mës nga ko xam. non. xam nga ku nekk 5 millions lay cotiser. membres yi y compris les huiliers ak yooyu. lépp ku nekk man foog ñoo ëpp li ñu contribuer loo tax ñu wax ñoom sax ñoo xaw nekk chef foofu. ñooy imposer le prix. non lii ma lay wax cotisation bi la. waaw cotisation la lu tax huiliers yi di wax mooy bu ñu génn huile brute dañ leen di jëlaat 0,6 loolu laa la doon wax sànq léegi 5 millions mooy maanaam sa cotisation par an. boole 5 millions cotisation par an nu taxaw foofu. salaamaaleykum. maaleykum salaam sëñ bi. sëñ bi nu mu lay ziare baax maa ngi tudd Oustaz Ahmad Tall maa ngi woote Kaolack. Oustaz ñoo ngi lay déglu. vraiment kooku de xaw ma usine la yor xaw ma day jënd gerte di jaayaat waaye xam naa ne xam na li muy wax yaakaar naa su ma déggee ni muy wax nag dafa mel ni usine la yor dafay transformé. te dégg naa ko léegi moo wax ne fi nekk nii Sénégal kenn mënu fee gis gerte bu maam diwlin boo xamante ni diwlinu gerte Sénégal la. te ñun de pourtant ñuy consommé diwlin te diwlin bi ñuy consommé mooy bi nga xamante ni boo ko tegee 30 minutes. mu way te ñëpp nee nañ baaxul te suñ gouvernement ñu bàyyi ñu ngi koy consommé
te waaye moom lañ gis moo tax ñu jàpp ci man nag li ma bëggoon a wax mooy li ma jàpp ne moo indi problème man nag du ma jëndikatu gerte du ma jaagatu gerte. li ma jàpp ne moo indi problème mu commercialisation arachide bi man pour man vraiment ce qu'on appelle les opérateurs là jënd gerte rënk bàyyi ba mu seer nga jaay man damaa yaakaar ne daal vraiment lu ñuy mën di sanctionné dégg naa am na ko wax léegi ne subvention ba nañ ko def ci ñooy jaay te loolu moo gën a am njëriñ fuuf parce que subventionné matière première wala semence te yow ponkal yi donc ñoo koy am ñu tuuti ñi nga xamante ni ay ñeenti ci wàll la ñuy diw juróomi ci wàll yi duñ ko gis soo liggéey ñu bay seen bay sonn ci bay bëgg a dee bëgg a yaay duñ ci am benn dërëm loolu état moo ci war a jóg waaye yaakaar naa nag yàlla mën nañu dimbali ku mel ni kii toog di wax nii suñu ci yàlla mayatee ñaar ñu mel ne moom ak revue boobu mu waxee baax na léegi régime changé bu régime changé beneen régime dana ñëw day wax ak ñoom parce que opérateurs yi ñoo yàqal lépp jël ay dem lépp ay milliards ci banque bi dem ci néeg bi doon la jënd seen gerte gi jël ko benn place ba mu neex nga jaay loolu dafa ñaaw trop lii xaw Sénégal dafa ñaaw. ñëpp ci war a wax jërë ngeen jëf. jërëjëf. waaw léegi donc si cotisation bi 5 millions la par organisation. organisation faîtière yi. waaw ma ne mi bokk ci Sénat. waaw ku nekk 5 millions. état bi doon leen subventionné 2012 li tas pëccëxoo boobu mooy Union européenne da daan subventionné la chaîne de valeur arachide ñoom ñu jël xaalis boobu comme amoon na ay bons impayés te am nay OPS yu bokk ci commercialisation yu bokk ci biir Sénat ñu jël leen doon ci fay Union européenne tëj robinet boobu. allo. voilà donc Union européenne tëj robinet boobu ne leen xaalis bi ma leen jox du fay ay OPS du pour ay fay ay OPS allo. waaw sëñ Mokhtar. waaw kooku nag sëñ bi na nga def ak fay wootee. waaw maa ngi tudd Malick Cissé dëkk Medina Parka. Medina Malick Cissé waaw ñu ngi lay déglu. waaw sa waa ji li ma wax am na solo trop te leer na itam. waaye sëñ Mokhtar dama yàgg a wax ci rajo yi ak fu nekk ma ko wax ma ne. baykat yi dëgg bu ñu leen joxati jiw na arrêté jiw gerte si Sénégal. li tax ma wax loolu. mooy état Sénégal day def ay milliards ci mbay mi. te baykat bi yaram mbaamam ak fasam. di dem tool di dikk soo ko laajee mu ne juróomi kilo lañ ma jox juróom-ñaari kilo lañ ma jox. dama wax ne suba bu yàlla ji tawoon suba ba demee ci àll bi baykat yi dañ ji seen gerte yi dem ji seen mboq mi. baykat yi dëgg li ñu soxla mooy cuisine maanaam fexe ba engrais bi yomb. nga xam ne boo jaayee sam xar bu amee sa 8000 bu demee si biir bu fekk ba engrais ba. waaye dama ne état Sénégal na bàyyi jox jiwu Sénégal baykat yi biir yi ñoo koy atimoo ak opérateur yi mais baykat dëgg da nekk taala ruuj ba pare juróomi kilo lañ koy jox wala juróom-ñaari kilo lu mën a fay baykat bi te boo ko ñu ne def nañ ci mbay mi ay 70 milliards 80 milliards léegi bu bàyyi woon joxam jiwu yombal engrais bi essayé ko ñaari at ñetti at ñu xool ba xam nu mu fay demee waaye bu doon joxe jiwu def ay milliards baykat bi dem ngëm machine taala boo ko laajee mu ne ñetti kilo lay ma jox wala juróomi kilo lay ma jox la si def fan lañ ko jaarale nañ yombal engrais bi fexe bu yombal engrais baykat dëgg engrais la soxla. suba sañ Maxtaar. waaw. yàlla xam ne suba bu yàlla ci tawoon bët séddi. ba demee saa baykat dem ci ji seen gerte yi. baykat ngi denc si baykat man mi wut waxoo maa ngi denc sama jiwu. suba bu yàlla ci tawoon ma dem jiwu ko te buñ ñoo jox def nañ ci mbay mi ay milliards ko laaj mbir ñetti kilo lañ ma jox la si des fan lañ ko jaarale. asalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf bon may fàttali mbokki auditeurs yi léegi ñu des si temps bëreetul presque. ay minutes yu ndaw donc rapidement xam naa dañuy tënk léegi. parce que yëpp moom du xaj moom si. voilà dinaa ma dolli rek def leeral si ñiy woote am na ku woote wax dëwlin bii di way semaine bi passé génn naa benn télé wane ak ay vidéo nan la dëwlin bi di wayee dañu jël dëwlinu gerte ak dëwlin bi di way ñu koy jaay ci boutique bi ñu def ko ci frigidaire au bout de 4 heures nga gis ne dëwlin bi ñuy jaay ci boutique bi mel ni comme xeer li koy waral mooy dëwlin huile de palme la huile de palme dafa bëri li ñuy wax acide gras saturé. day yegg ba 70%. AGS. waaw AGS très bien léegi loolu moom moo tax une fois que nga bàyyi ko température bi wàcc tuuti rek day mel noonu. léegi nag ñii di la jaay lekk dañu ne comme nag c'est pas enrichi en oméga 3 ak oméga 6 il faut ngeen def en sorte que di lekk dëwlinu gerte te dëwlinu gerte dafa enrichir loolu moo tax ñuy wax dëwlinu gerte huile essentielle waaye lan moo tax ñu am dëwlin bu baax boobu. suñu biir dëkk ñun mënuñu ko lekk man loolu moom man loolu laa mënut a comprendre. gars yi dafa cher looloo tax. nee naa léegi mën na jar 1200 xanaa résoudre naa problème boobu léegi bu kenn waxatee ay dafa cher mën na jar 1200 francs TTC. pour ñu lekk dëwlin bu baax. gars yi koy jaay ñaata ñoom. ñu ngi koy jaay instant bi 1850. waaw léegi doonee 1200 mën na ko jar te gars yi moom li ko jaayee 1800. non pas instant bii ñoom ñu ngi koy jaayee loolu
c'est-à-dire que li tax may wax loolu mooy dama ne mën na ko jar. buñ ma woowee ma wax leen nan la ñuy def ba mu jar ko. waxal ko ñoo ngi lay déglu. non c'est-à-dire temps bi mayuma ko c'est des calculs économiques. déet da ngay tënk rek kañ. déedéet mooy maanaam c'est-à-dire que sànq ni trouver nga une partie de la solution en disant que kenn ñëw na fi wane la 600 la jar parce que les autres sous-produits da nga koy dugal ci biir. mais ñeneen ñi dañ dul gëmloo nit ñi loolu. moo tax léegi nag nit ñuy def mooy duñ la ko gëmloo mais yokk seen coût d'exploitation de façon à que yow dañ lay gëmloo ne la dëwlinu gerte bi dafa cher trop pour que nga dévier wu si ñu jël ko jox ko le blanc. waaw bon léegi mën nga continuer. léegi ma continuer keneen ki tamit wax na ñu ngi stocké ay dëwlin ñu ngi stocké gerte gi lu bëri xam nga ren la moo indi problème bi surtout côté Saloum lii le système de récépissé d'entrepôt xaw ma ndax jot nga ko dégg. c'était une loi boo xamante ne ministre du commerce bi fi nekkoon Alioune Sarr moo ko voté lu woon à l'Assemblée en 2017 président Macky Sall mu ngi ko doon door a promulguer utal ko ab organisme bu ko gérer benn waay bu sant Diallo sax bu nekk à Kolda moom moo ko gérer la mooy récépissé le système de récépissé d'entrepôt c'est-à-dire que tey bu fekkee ne gerte gi génn nga ci biti muy jar 300 arrangé wu la da ngay dem ci récépissé d'entrepôt bi nga denc fa sa gerte mu jël récépissé d'entrepôt jox la. LBA sax mu ngi ci banque yi LBA seen mi leen sponsorise léegi nga jël këyit boobu dem LBA wecci la loolu en 80%. léegi yow li ngay def mooy boo gisee ne li ci biti arrangé wu la rek comme que mën nga yor récépissé boobu mu nekk xaalis rek da ngay jël gerte gi rënk ko foofu. léegi nag ce qui fait que gerte day nekk ci marché bi pénurie léegi di xaar chinois bi ñëwee fay la 350 nga génne gerte googu et l'inflation va monter prix yi dañuy augmenter. voilà dañuy augmenter alors que gerte gi am na. voilà récépissé d'entrepôt bi solution lañ bëggoon mais problème la indi. waaw mais léegi qu'est-ce qu'on va faire maintenant on va continuer si récépissé d'entrepôt boobu ba tey. bon man d'accord naa le système de récépissé d'entrepôt. mais gis nga à condition que mu bañ indi comme léegi li nga. mu bañ indi problème gis nga Baye Matar boo bëggee suukar géej da ngay sonn même bu ñu la joxee sucreries yi ci àdduna bi yëpp jàppal ne xoromu géej mooy problème bi suukar bi mooy xaalis bi ñu ciy def wala effort yi ñu ciy def. mais par contre bu fekkee ne tibb nga benn kaasu ndox ci géej gi nga def ci suukar ba mu doy amaana dina xaw a lawet waaye dina saf suukar tuuti c'est-à-dire que problème yi dama bëgg ñu commencer ko base par base régler ko problème par problème gis nga bu fi nekkul noonu kenn moo fi ñëw def fi ay milliards day déplacer problème bi rek ba keroog muy dem keneen ki ñëw tamit doon problème yooyu ñëwit dugalaat ay milliards yu ñëwaat di déplacer non je préfère ñu taxaw pendant 1 an waxuma bu ñu def agriculture am nay alternative mën nañ def agriculture hydroponique mooy maanaam agriculture boo xamante ne du basé wu ci suuf les gens sont en train de le réussir dans le monde nit ñi ñu ngi fii yor xam-xam bi mën ko def nañu dégg nit ñi mais du basé wu ci suuf lu muy basé wu non c'est-à-dire que nu muy demee comme serre lay dem mais du nekk serre ça veut dire que ndox bi moo am importance engrais bi moom ngay mélanger c'est-à-dire bu ma la wonoon vidéo yi ngay gën a comprendre noonu rek ci da ngay teg ab genre lépp ay plateau lay doon nga bàyyi ko noonu ci kaw mu jël. waaw mais échelle bu yaatu est-ce que kooku c'est faisable. bañ a boo demee Chine ñu ngi siy def 1,5 million hectares d'agriculture hydroponique. bon léegi li ma la bëggoon laaj am na beneen bu xam ni kooku jotoon naa ko dégg yàgg na sax d'ailleurs ma sànq ko posé si plateau bi fii mais ñi ma ko posé woon defe naa kenn ki nekkoon na ministère de l'agriculture waaye dañ ne ma kooku ñoom xamuñu ko ndax dañ ma woo na ni que léegi mën nañu def. agriculture sans par exemple mu taw wala sans nu am ndox man leen may kooku naka lay demee. mooy hydroponique. nu ni semence bi ndox dafay am ndox ba nga xam ni léegi semence bi duñ ko dugalee rek c'est pas la peine sax muy am kii nu ma xaw ma canadien yi expérimenté nañ ko wala daal du demee noonu. dañ siy def benn intrant bu ñuy wax polyterre boo ci defee polyterre bi même boo ko defee ci ab désert garab gi day sax. waaw loolu moom moo loolu la bëgg a wax foofu. peut-être gis nga déjà ñoom en ministère de l'agriculture ils ont pas toutes ces informations c'est-à-dire que tey ji woo leen ceux qui peuvent réfléchir pour l'agriculture ñu réfléchir leen pour l'agriculture ñun nag defuñu ko pour benn poste man je gagne ma vie autrement on le fera gratuitement pour la République et pour les baykat du Sénégal. bon li ma doon laaj sànq au début maa ngi lay déggoon ngay wax ni léegi yow liggéeyatoo mais xanaa doo ma wax ni affaire bi doxee moo la gàllankoor ba mënoo liggéey comment ça. expliquez-moi loolu rapidement maanaam li tax liggéeyuma ren mooy que benn xam nga man toll naa foo xamante ne léegi ci dëwlin mënuma jël dëwlin noonu rek di ko jaay ndax d'après la réglementation sénégalaise de décret de 2009 mënoo jaay dëwlin bu ñu deful vitamine A benn ñaareel bi qualité gerte bi fi nekk sur le terrain mënuma permettre ma liggéey jëndee juróom jaayee fukk fi mu nekk li fi am mooy jëndee fukk ak juróom jaayee fukk dërëm moo fi am te loolu nag ku koy def moom bu yàggee di nga toog la meilleure solution instant bi gis naa ñu def test ci huile ci gerte gi nga xam ne moom mooy jóge ay côté Kolda yooyu c'est d'une très bonne qualité boobu mu ngi génn bu baax dëwlin maa ngi négocier xool nu ma ciy jotee bu baax
pour probablement liggéey ak ñenn si ay contrat mu ma leen di jox ay huile brute. mais Kolda bi nga tudd léegi est-ce que dafa fekkee ni ñoom seen suuf dafa dewul ndax man Kolda. am na en 2009. demoon nan fa xool ay gerte yi nekk foofu quoi. am na benn gox bu tudd Pataax. ak feneen mais li ñuy produire si gerte kenn xamul nu mu toll mais tam gerte ga noonu la. dijje woon rafet kii. temps boobu nan fa dem gis fa gerte ga tam fees fa del ay montagne ñu expliqué nu gars yi daan léegi puisque Sine Saloum seen suuf si dafa yàqu. ñu ni même ñi nga gis fii ñuy ñëw di fa bay foofu nañ jógee wut si suuf foofu di liggéey foofu. et cetera donc xam na nu mbay mi loo tax nga gis muy gën di jóg ak tam nuy am ay graines yu baax. xam nga seen suuf ñoom dafa baax te du demande. waaye bu baax sax tam màggatul il paraît. te du demander engrais bu bari ñoom du ñu def quasiment du ñu def engrais mais boo xoolee fii nii par exemple Cheikh Ndiaye Bombale miy woote mu ngi ci bassin arachidier suuf si dee na bu ñu la joxoon suuf bi nga xam ne mooy génne ISRA direct bu ñu la joxoon nga jiw ko fa doo am 1 tonne à l'hectare. mais ñoom dañ doon wax ay temps yu yàggu rek kii bi léegi suuf si toppatoo war naan ko fajaan nan ko ba léegi suuf si. suuf si mënoo ko faj ci benn at si ñaari at. waaw léegi li ma la bëgg laaj waa engrais bu bëri bi itam nuy laaj moom tam bokk na si li nga xam ne moom tam. dafa yàq suuf si c'est des produits de synthèse. ouais. bassin arachidier instant bi li ñu si war a def mooy semence déggal engrais bio yi nga xam ne gis naa ko Sénégal léegi ñu jël ko pendant 3 ans di ko renouveler sol bi di def li ñuy wax la rotation de l'agriculture. essayer beneen agriculture bu bokk la gerte. feex 3 ans il faut gerte gi ñu feexal ko tuuti. waaw kay feex 3 ans ñi nga gis ne suuf soosu dina dundaat au moins sax ñu dimbali ministre bi comme nee na le bassin arachidier s'est déplacé vers le Faladou ñu dimbali ñu gerte ñu koy bayee côté boobu ñoom Cheikh Ndiaye Bombale ñu tàmmal leen beneen façon de bayin. pas parce que dañ leen bëgg a yóbbu ci loolu mais pour dundalaat suuf si balaa ñuy delluwaat ci probablement ci gerte. Kolda sax defe naa année yi gën c'était la région bi nga xam ne en termes de tonnage moom moo ko fi ëppoon. non chaque année moom mooy ëpp. voilà mi ngi noonu. Kaolack lay commencé jëm si mais donc duñ dee wax ni kii la bassin déplacé effectivement c'est que ñi naan nekkoon fee seen suuf yoo yàqu lu daal di yëg sa kaw. waaw kay moo tax kooku ñun 2009 visité nañu ay kiw gerte mais c'est extraordinaire li ñu gisoon ay gerte si ay dëkk yu mel ne ay Pataak un peu xëy na côté Médina Yoro Fula ak yu demee noonu yooyu énormément. tout à fait et noonu quoi tout à fait. bon donc daal le problème de l'arachide actuellement ba tey mi ngi tëbëg di daanu daal mu ngi noonu quoi. voilà bon sànq nag duggoon na système bu am importance muy Sénat bi ñu doon wax. waaw bon mais temps bi mi ngi noonu quoi temps bi tey jii moom mënul doy parce que même muy exportation beeg yooyu yëpp. côté yëpp dañu fëkk laal. même kii bi nga xam ni bilan bi ñu doon def sax si kii bi. bon campagne bi moom agricole bi moom waxuma ko moom. bon mi ngi noonu ak 70 milliards yi. 70 milliards dina compliqué nag en tout cas dina jafe ñu am ci dara moom ndax inflation bi nekk ci. gars yi neen yokk nañu xaalis bi nga xam ne compliqué. mais non maanaam yokk xaalis bi jëriñul dara bu fekkee ne daaw am nga 40 milliards. doon jënd saako engrais muy jar 40 milliards par exemple ci misaal benn saako engrais 40 milliards daaw. ren léegi ñu ne la benn saako engrais boobu mu ngi jar 80 milliards bu ñu la yokkalee 70 milliards mënu sa jënd saako engrais bi nga jëndoon da parce que simplement suñu engrais bi yëpp mu ngi jóge diggante Russie ak Ukraine te ñoom instant bi Vladimir Poutine dafa xeex ne leen yéen ñi nekk sama dëkk di defar engrais bi ñuy wax urée bu ko fi kenn génne comme ñoom dañ may xeex ñu ne nañ leen xeex. ñun nag suñu engrais nag ñun du ñu defaree fii. ñun suñu engrais bi. waa ICS jaay nañ seen engrais bi ñu yor pendant 3 ans Amérique. non mais ministre bi nee na ñoom def nañ commande yoo xam ne kooku d'ailleurs augmentation bi sax du ko laal. ba mu ñëw. nee na 30 000 tonnes engrais ak 10 000 boo xam ne pour kii la. mais 30 000 doyul ñun ñu ngi soxla 150 000 tonnes. non kooku 150 000 waaw dafa. non kooku benn partie non laayuma damay li muy wax laay restituer. ok maanaam tuddoon na 30 000 tudd 10 000 defe naa 10 000 pour kii la riz 30 000 defe naa moo doon benn partie rek la. léegi kooku pour arachide mais du total arachide. léegi bu ñu soxlaa ñun ñëpp suñu agriculture 150 000 ñu am 30 000 xaw ma 40 000 desuñu 110 000. 110 000 yooyu fu ñu koy jëlee avant may ñëw maa ngi gis urée bi sur le plan international mu ngi jar $2000 la tonne CIF Dakar maanaam conteneur bi déggal conteneur bi wala bateau bi ba Dakar mu ngi jar loolu nga dugal ci frais de transport ren di nga fi dégg urée jënd nañ ko saako 80 000. en tout cas man li ma dégg ministre boo xam nous sommes ñun loolu bokk nu si parce que ñoom jël nañ à temps def seen ay commandes balay dara sax di xaw ndax par rapport ak daaw li xewoon moo tax nee na donc jëloon nañ seen précaution. en tout cas ba décembre bii passé ku deful sa commande. si prix yu cher yi ngay jëndee te décembre bi passé defuñu ko tax notification yi demul woon. 30 000 ak 10 000 tonnes de kooku ministre bi wax na ko. ñu ngi koy déglu. bon. waaw. mbokk auditeurs yi defe naa nag moom fi nu nekk émission bi jeex na.
waxtu wi jot na xam naa prochainement parce que am na yeneen yoo xam ne sax moom mën na si dugg gaa waaye mi ngi noonu quoi. nuy gërëm ñi nga xam ne ñoo intervenir ñoom ñëpp si émission bi également tam sunu gan nekkoon Alpha Diallo moom mooy consultant en agro-industrie ministère également ñoom tam invité woon na leen mais en fin de compte mujj na leen gis Alassane Wade moo nekkoon si partie technique bi Makhtar Sall doon leen présenter seen émission ñu leen jox beneen rendez-vous incha allah àllarba bii di ñëw jërëjëf.